jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak seen rajo Sud FM 98.5 mbokk déglukat yi nga xam ni yéen a ngi saxoo déglu seen émission wala seen rajo Sud FM fii ci 98.5 fii ci Keur Sacré-Cœur ñu koy fas yéene ànd ak yéen comme ni ñu koy defee rek samedi jotee bu waxtu yi jotee fii ñu fas yéene ànd ak ñëpp ñi nga xam ni jamono ji ñoo ñuy déglu sur les 98.5 gannaaw ba ñu nuyu ñëpp ñi nga xam ni ñoo ngi ñuy déglu ci région yi ak ci bitim réew fépp fi nga xam nag wax dëgg yàlla Sud FM fa di tamit taxawu askan wi ci li nga xam nag mooy lëccet si seen wàllu taxawaay tax nag ba tey ñu fas yéene ànd ak ñëpp ñi nga xam ni kon luñ ko daan defee rek samedi ji ñu waxtaan ak li nga xam ni moo di xew-xew yi wala léeg-léeg daal yoo xam ni itteel na askan wi ba tax ni nag tey nag daanaka dañuy bamtuwaat wala daal ñëwaat ci li nga xam ni ñu bëri sax dañoo jàpp ni lu ñu war a di taxaw di wax la saa su ne naam sax bu nekkee ni war nañ cee yokk as lëf ci point boobee moom tamit waruñu ci di si jógee mu jëm ci wàllu mbas mi kon mbokk yi ñu bëri fu mu ne nii dañoo jaaxle muy ñëpp ñi nga xam daanaka daal ñu ngi yeewoo ci Sénégal ak daanaka xeex bi ni ñu koy defee yëpp waaye teewul ba tey daal mbir mi moo ngi ne taxaw rek dëgër bopp taxaw fii ci Sénégal ki daal ak yeneen i réew ba tax ni tey ñu indiwaat taxaw seetlu nii daal mbir mi naam bu nekkee ci wàllu mesure préventive yi ñoo ngi koy jël ak yeneen i digle ba ci sax ñi nga xam ne ñoo di waa service d'hygiène jamono yëpp waa léeg-léeg ñu gunge leen ci liggéey bu ñuy def ci gox-goxaat yi di dugg ci kër yi di leen jàngal nu ñuy désinfecté maanaam ab litre bu ne rek loo ci war a def ci eau de javel pour nga mën a fomp loke yeeg li nga xam ne lépp lu ñuy jëfandikoo la kaas yeeg yëpp pour rek rey micro waaye teewul ba tey li nga xam daal mooy micro bi moo ngi dëgër bopp ci gox bi kon nag tey ñu fas yéene rek mbokk yi ci nan la ñu war a gën a mën a taxawoo ci fànn woowu est-ce que masque yi nañ koy solee noonu la wala est-ce que nañ ñeneen koy sol tamit est-ce que tamit ya ñuy sol noonu la est-ce que tamit nuñ ko war a di jëfandikoo benn masque noonu la war a demee yooyu yëpp tamit war nañoo taxaw laaj ci askan wi ak ñi nga xam ne seen xel dafa màcc jëm ci fànn naam bu nekkee bis bu nee ñu ne nag nañuy takk masque ak wan masque tamit léeg-léeg nga gis xeetu masque yoo xam ne daanaka daal jëloon sax ab kaala wala kol takk ko sa gémmiñ a gën kon nag mu doon yoo xam ne yëpp gis nañ ko yu ñu taxaw seetlu ci biir oto yi tamit ba ci tamit buuxante yi ca bërëb yi nga xam ne daana fa dañ fay daje daal ba léegi mbir mi daanaka daal mesures yi ñu ci jël yëpp yembagul ñu indi at waxtaan wi kon mbokk yi ñu mën ko ñu fàttalentewaat ci waxtaan wi kenn nañu war a taxawoo ci li nga xam ne nag mooy daanaka daal nañu war a gën a moytoo mbir mi naam bu nekkee mu ngi ci kër yi waaw dëgg la am na ñoo xam ne sax ñu ngi leen di faj à domicile dégg nga keroog ci taxaw seetlu bu ñu def ci fànn woowu si ñu jëm ñi nga xam daanaka dañuy dem ci bërëb fajukaay yi sax di laaj maanaam si pharmacie maa ngi jégalu est-ce que am nañu garab yeeg ñu koy faj ak yu mel noonu lu ñuy naan automédication ak yeneen mu doon daal loo xam ne daanaka daal war nañ si taxaw ku nekk wax ci lañ ci xam wala daal nu ñu war a jàppante wala diglante ba daal li nga xam ne mooy taxawaay ku nekk jàpp ni man service d'hygiène laa man mii tamit docteur laa man mii daal bàjjenu gox laa man mii lii laa ba li nga xam ne nag moo jëm ci wàllu sensibilisation bi daal ñu gën ci taxaw bu baax ci 88 628 98 98 masque yi bari na dëgg la yomb na waaye teewut ba tey daal mbir mee ngi fi ak i dem nañ sax ba naan daal li jëm ci wàllu njàng mi ci yenn gox yi ñu ngi wàññi heure yi nga xam ne daanaka moom lañ doon jàngee loolee lépp rek pour réduire lii di dem ak dikk bi lii di jëm ci wàllu transmission microbe bi ba ci fànnu am na gox yoo xam ne ba léegi ñu ngi ci couvre-feu bi ak yeneen naam bu nekkee nag mbir mee ngi fi te ñu war a xeex ñun ñëpp mu jóge fi te mu ngi commencé nag wax dëgg yàlla di lor li jëm ci wàllu nag économie bi jaaykat yi gis nga tàkkusaan wala 6 heures rek ñu wàcc mu doon loo xam ne daal daanaka daal ñëpp ko yëgandoo mu doon foo xam ne metti na lool ba commencé sax laal bu baax a baax li jëm ci wàllu économie locale bi ba ci sax li nga xam ne tamit moo ji économie bu mag bu wax mën nañ jàpp ni fépp la méttee kon nag nan la ñu war a gën a mën a taxawoo ci fànn woowu pour rek li jëm ci wàllu xeex woowu ñu gën koo taral ci 88 628 98 98 gannaaw nag bu ñu nuyoo bu baax ñu war gërëm bu baax ñi nga xam ne ñoo leen baax émission bi di pharmacie nationale d'approvisionnement ak ONAS bi nga xam tamit ñoo ñuy gunge ci 88 628 98 98 moom ngeen di wootee boo bëggee bokk ci waxtaan bi sur seen rajo Sud FM.
bisimilah ñu jël kii ci ligne bi asalaamaaleykum. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam ku baax. Ndaraaba la de. waaw ñu ngi lay nuyu. Boubacar Seye ni ma la déree de. waaw bisimilah. ñu ngi lay nuyu di nuyu auditeurs yëpp di ñaan réew mi suñu borom mi yore jàmm. amiin te ko dara Moussa. waaw amiin waay yàlla doole ñu jàmm. ba pare tasaare ko ci biir amiin allahumma amiin waay. ci wax gars yi ni gën a góorgóorlu ci askan wi. waaw saa yu ci banlieue bi nga dëkk xam nga ne nit ñi jaayeetu ñu liggéeyatu dara defatuñu. wallaay beneen bi jees ñi am na ñoo xam ne ñu ngi perte seen emploi. waaw te président ma waxoon ak nu mu mën a demee Covid bi nu mu mën a demee bu kenn dàq kenn. mais dëgg la te temps yi dafa commencé di tar lool gars yi di wàcc rek. mais parce que état du ay caaxaan Moussa. institution président de la République loo ko bañ loolu chef de kii peut-être père de la nation. oui. moom bu xasee bi wax ba pare dañuy assumer discours am bi. dëgg la mais gars yi mi ngi nii li muy wax ak li gars yi def tere bokkul. waaw waaw pourquoi léegi bu ñu lay dàq sax waa inspecteur du travail ñoo ñëw teew. dëgg la waaw. ah. oui yéeme na. inspecteur du travail nit ñëpp yaakaar ko léegi bu ñu lay dàq dañuy assister est-ce que loolu c'est normal. yéeme na yéeme na. yéeme na. te léegi dañuy ñëw toog de dañuy ñëw fekk fi ñuy dàqee nit ñi Sénégal. est-ce que. loolu nag yéeme loolu ñu jiitu réew war na ko yëpp. même bu ko yëgee nopp ci nii xanaa ñoom it seen discours yi dañuy def rek mais bu ñu paree dañu naan def naa discours mais duñ ko sabaay. mais dëgg la problème la. mais nañu wax ci askan wi. jafe-jafe bi ñu dund nii métti na trop. dëgg la tënk nañu askan wi balaa 20h nit ñi dañuy bu 18h jotee da nga gis tali bi ni ñuy fees dell noonu. nit ñi daw a daw ba da xam ne ñoo xam ne sax ci yoon wi la ñu daan. nañu dimbali nit ñi les Sénégalais là ils sont tellement fatigués. waaw. nañu bàyyi discours yi te wax ci réew mi. kilifa yi nañu bàyyi discours yi te wax ci réew mi. absolument ñun yàlla rek la ñuy waxal lépp nu suñu naanu na si. Senghor ba léegi fa la ñu fekk. mais bu dëgg ñëwee dañ koy wax ak ku mën a doon. nañu dimbali nit ñi ñu sonn nañ de. dëgg la dëgg la. waaw yow ci banlieue bi nga dëkk noonu gis nga foofu nga dëkk yëpp ba ngay dem Pikine Kër Massar ba gis nga ñu ñibbi Kër Massar parfois da ngay egg ban heure bi sax day passé te ci yoon la lay fekk. waaw. nañu dimbali nit ñi te bàyyi discours yi. mais loolu la bi santé bi nii gis nga ni mu mel nii mi ngi gën a yokk rek. mais lan lañ fa war a joyanti foofu maanaam autorités yi dëgg la jël nañu ay dogal pour lépp njëriñu askan bi la mais tamit taxawaay askan bi fànn. moom ci boppam njiitu réew moo war a développer xaalis 1500 milliards yi ndaje askan wi jeexul. 1000 milliards yi bëri na de waaw. 1500 la laaj dafa laaj 1000 milliards. waaw beneen bi jeex mu laaj société yi ku nekk ñu dolli ko. li ñu joxe waaw ñu ngi 1500 milliards ci loxoom. nit yi génne dimbali nit ñi. gannaaw situation bi dafa yokk te situation oblige. waaw 1000 milliards yi moom bàyyi yi muy def ni te conseil économique social conseil environnement bi mu tas ko. jël xaalis bi dugal ko ci askan gannaaw situation bi dafa gën a yokk. dëgg la ak bi mu dénk kii la Innocence Ntap Ndiaye. mais yow Moussa journaliste nga mais yooyu institution est-ce que yaa ngi koy sentir ci banlieue bi. waaw mais. personne kenn sentiru ko kenn xanaa benn 25 personnes yi nekk ci biir ak fait 150 personnes mais Sénégal yi sentiruñ conseil économique social. santiru ni conseil économique environnemental. ñu ngi noonu nekk mburoogum soow nit ñi bëgg a dee. bu ci mujjee léegi li ci doon léegi li ci des laaxa ko soow a ci des. ak suukar peñ xam nga peñ. déedéet moom rek moo leen dese maanaam peñ mooy suukar suñu doon def noonu nga xam ne peñu suukar la doon ñu digal ko ci biir glacière gi nit ñi dinaan rek jëmale ko ñu sant jaañ ak faal ak caab. yéeme na. nañu dimbali nit ñi ma sax billahi wallahi taala ak sama akulaay taala lay wax parce que li ñuy sonn ak li ñu may sollicité man surtout man. comme ni dañu ma sonal sama téléphone day sonné guddee bëccëg mo sax amul benn moment bu may noppaleku. mais justement ci xeex mbas bi tamit nan la war askan war a taxaw. parce que moom nit ñi takk masque nañuy takk masque yi te raxasoo sel te ku ci dugal farata nga toog. waaw ku ci dugal farata wuti woo dépense toogal. bu dee mag nga surtout mag moom bu xam ne am na 60 ans retraité nga dinañu toog ci biir kër gi mag ñi. dëgg la yéeme bàyyi noonu xale ñu emprunté dëkk bi ndax mënuñoo toog ndax dañuy yor dépense. ku yor dépense mo sax ñuy coupé sa courant ca kaw di coupé sa ndox ca kaw mais kooku boo liggéeyul foo jëm. dëgg la xanaa dañoo bëgg léegi nit ñëpp dee ci biir néeg yi moom. en tout cas. te loolu musiba la. dañu bàyyi nit ñi ñuy fortaatoo ay lépp sa kaw masque man loolu la laa ci wax. ñu ngi leen a gërëm di gërëm nag président directeur général bi ba sa kaw Baye Omar woo naa ko allo. jërëjëf ma ne Moussa. waaw. ñu ngi félicité Baye Omar moom jot naa ko téléphone. wax naa ko vraiment liggéey bu rafet bi ngi si defam bi def yëpp vraiment ak xettali gi ñu xettali askan parce que lii ñuy xeex ci mbas mi. rajo bi ba mu commencé ba léegi mu ngi ci. dëgg la jërëjëf. kon ñu ngi leen di gërëm baax a baax jërëjëf. ñoo ngi lay gërëm sant Mor Niang kon nag ci intervention boobu ñu xaar keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 dëgg la ndaxte nag moo ngi tamit lal point bu am solo moo jëm ci wàllu nit ñi tamit liggéeykat yi nga xam daanaka asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah El Hadj Moussa. naam. Diop na nga def. Diop bisimilah ñu ngi lay ziar Diop. di la nuyu di nuyu waa Sénégal yëpp. ñu ngi lay fay.
di ñaan yàlla muccal ñu ci mbas bi te saafara ko. ñi ciy wàññeeku yëpp yàlla ñu ngi leen di ñaanal. yàlla xaare leen àjjana te yeexe na. bon Moussa. gis nga maanaam coronavirus bi gouvernement Sénégal da cee dugal ay tappale ak ay mbirum politique. gis nga couvre-feu politique la mais mu couvre-feu bi moo yokk kaa yi. mais couvre-feu nan la mën a nekk. parce que mu leer quoi. waaw ni mu ne ma y a des dossiers politiques derrière. xam nga yéen. dossier mooy lan waaw il faut ngeen di dimbali nit ñi. waaw dossier politique yi mooy lan. non xam mooy nga bañ a organiser ay élection. xam nga ma la. bañ a organiser ay élection. donc nga nag. ay calcul politicien moo tax moo nekk ci ginnaaw couvre-feu bi. ndax couvre-feu bi bëccëg gi nga xamante ne ci la nit ñi gën a génn di rek nekk seen activité. ci la dajaloo bi am te jëluñ yenn mesure. ndax transport gis nga ni mu mel nit ñi dañuy surchargé oto yi. mais leer na la ni li nga xam ne mooy décision yooyu ñi nga xam ne ñoo yor comité maanaam tey xeex ay épidémique yooyu ñooy dajaloo waxtaan ni décision yi war nañ ko jël. est-ce que loolu moo am est-ce que réellement loolu moo am man am naa ci ay dóob yow. d'accord waaw. parce que Moussa. dëkk yi ñu nekk Moussa moo gën a bari la fuuf ay boo déggee corona fii la fekk baax. fii benn jour ay 600 personnes dinañ dee ay 20 000 cas day am. mais mesures yi Sénégal jël ñoom jëluñu ko. kon y a des dossiers politiques loolu moo ci nekk buñ jëloon ay mesures respecter mesures barrières yi. Gouvernement bi jël ay nu mu tëddee ay masques yu day jox nit ñi bu ko defee ñu jël ay mesures yoo xam ne kenn dootul surchargé. kenn dootul surchargé ci marché yi. fu ñu dajaloo loolu am. contrôle boobu waaw war nañ ci taxaw. bu ko defee. nit ñi mën nañu liggéey seen liggéey. comme na mu waxee woon rek ñu vivre avec le virus. oui. parce que affaire bi kat demagul. demagul de. mais politiciens yi quelques dossiers politiques yi moo tax mais gis nga couvre-feu bi moo yokk kaa yi. ndax guddi gi yaa moyen de nit ñi kenn ñi. bëccëg la nit ñi circulé. ouais. ñi nga xamante ne tiital nañ nit ñi tiital boo xamante ne ba nga xamante ñi nga xamante ne amoon na ñeneen feebar sax. ñoom ñi ngi dee sax ñoom ñoo ñuy dee moo ko li corona bi rek. bon ñiy dee ci cancer bi. ñiy dee ci yeneen feebar yi actuellement mënatuñu dem hôpital. parce que tiital nañ ba nangatuñoo dem. barki Dembo Ndiaye maa ngi dégg ñu génnaat beneen cas naan ay kaawu pays aussi fièvre jaune. di commencé yu xoot di tiital nit ñi. mais Moussa ñun fièvre jaune dañoo judd fekk fi ànd ak moom. waaw mais. muy pays. waaw mais nag xam nga. feebar la rek feebar la mais feebar bi la koy faj mi ngi foofu dañoo judd ànd ak moom. ñëpp xam nañu lan mooy pays. reenu postel moo koy faj boo ko naanee rek mu wàcc mu gën a li woon sa biir lépp. ah d'accord. mooy faj pays dañoo judd ànd ak moom. am na feebar yoo xam ne dañoo judd fekk te dañuy ànd ak moom ba keroog ñuy génn àdduna. pourquoi ñu bëgg ko génnee tey di ci tiital nit ñi. mais tiital pour bañ a organiser élection kese. pour bañ a organiser élection. maa ngi seetaan keroog di suivre les enseignants là ci école yi. mais école yi mais classe yi dañu surchargé. ouais. te respecté wuñu distanciation physique yi respecté parce que ay banc boo xam ne ay 4 personnes 3 personnes. waaw. même les enseignants sont exposés. oui absolument. exposé élèves yi bu ko defee ñoom bu ñu génnee bu ñu ñibbee. di wàll seen i waajur. jërëjëf sëñ Diop. joxuñu leen ay masque lan la ñu waxoon yëpp ne dañ leen koy jox joxuñu leen ko. waay d'accord. gis nga lii am Sénégal ay tappale kese la réew yi nga xamante ne fi la affaire bu lee ñaay. ñu ngi liggéey seen liggéey jël seen ay mesures. ñoo ne dañ cee boole mbirum politique pour bañ a organiser ay élection di nax nit ñi loolu donc moo fi nekk maa ngi jéggalu. jërëjëf sëñ Diop ñoo ngi lay gërëm mbokk yi ñu jël asalaamaaleykum. salaam. waaw 10 heures jot na tuuti nag xam naa nag bu waxtu jotee rek ñu bañ a waaw 10 heures bi incha allah. c'est-à-dire Moussa ñu ngi leen di sant bu baax. ñoo ngi lay fay kooku. di sant monsieur Sow. waaw monsieur Sow na nga def ñoo ngi lay ziar. ñu ngi sant bu baax a baax. alhamdulilah. bon di wax ne rek affaire yi moom comme ni ñu koy waxee toujours rek. mooy balaa moom du wàcc lu dul si ay mooy yàlla yu bari. li koy dindi mooy tuub rek. tuub rek. na ñëpp tuub dellu si yàlla rek. waaw ah. ñu góorgóorlu ci yéen yàlla santaane bàyyi li mu tere. waaw ñoo ngi koy wax de. comme nag dañoo xaw a cate moom état bi moom ñu waroon def am na benn waaye bu dugg léegi wax na ko. xam nga gouverner c'est prévoir. oui. boo demee dans les écoles gis nga ko xam nga yow banlieue nga dëkk.
li xew si école yi loolu nan la ñuy mën a moytoo mbas. y a des écoles yoo xam boo fa demee amuñ sax ndox. ak di wax ay affaires yoo xam ne man li ma jaaxal mooy wax ji dafa bari te jëf ji néew. D'accord. te yéen ñëpp gis nañ ko. ñun ñëpp gis nañ ne dans les écoles y a rien. sëñ Sow kon ñu ngi jégalu waaye après ñu mer la nga dugaat bu soobee yàlla. incha allah amul benn tool. asalaamaaleykum. aleykum salaam. waaw ñu ngi lay jaar sëñ bi. sëñ Moussa. waaw ñu ngi lay jaar Sow. ñu ngi leen di ziar waay. jërëjëf lay jaar Sow. di ñaan yàlla mu dolli ñu sutura ak xéwal. amiin amiin waay. di gërëm seen xaw ma sunu ñu ñuy dimbali pharmacie nationale d'approvisionnement ak ñi mu àndal. déw naa waaw. ci li ñu ñuy permettre nu mën a wax suñuy soxla. gis nga Moussa xam nga dañu ne waxaat du bari wax ji jeexul la. dëgg la. waaye mbas mi bañ ci dalee wax ba léegi yaakaar naa ni yàlla état bi. ak li mu am ci ay information ak li ko auditeurs yi di indi ci solution. waroon naa mën a am jeexital ci ni muy avancé. mais boo ko di seetlu dafay mel ni état bi bàyyiwul xel ñi nga xam ne ñi dañuy jël seen xaalis di jënd crédit di woote. defuñu ko pour critiquer mais dañu ko def ngir joxe suñu participation. parce que aussi kenn faluñu. dëgg la. pour ñu mën di toog fa ñuy toog waaye nag mën nañu am xalaat. waaw. waaj nappkat ba nekk ca Fongolem yi. béykat bi nekk ci Ndakaaru gii. ak li wër réew mi yépp mën nañoo am seen ñaari téeméer ñëw jënd ko crédit bañ a ndekki mbaa ñu bañ a añ ngir wax seen xalaat. dëgg la. kon loolu ñuy def état waru ko xool wala xool itam ñi koy def ne dañu nekk ay adversaire xam nga Moussa ab góom mu ne su ko faj te ba mbësu ko ba mu nàcc. kon état bu fekkee ne bi dafa am erreur yi muy def ala kulli yàlla fokk ñu di ko jubbanti ne ko fii def na fi erreur fii def na fi erreur mënul ñàkk. alors bu ñu ñëwee ci mbas mi. mbas mi Moussa dama wax ne am na ñoo xam ne li mu fi yóbbu ci bakkan bari na. mais am na ñu mu rey te deewuñu. waaw am na ñu mu rey te ñu ngi dox. est-ce que. ñooñu ñan la mooy ñi nga xam ne ñii dañu nekk ci biir entreprise yi. waaw mbas mi ñëw tax seen liggéey sooxe. dëgg la. ñu profité ci mbas mi. pour dàqaale ñi ñu bëggoon a dàq. waaw. mbas mi créé na ay chômeurs yu bari. waaw. créé na ay chômeurs yu bari. parce que ba ñu door a commencé. président dafa wax ni ci mbas mi bu ci kenn dàq kenn. waaw lu dul faute lourde. wala yoo xam ne ordonnance 04/20 bi la mooy noonu woon. waaw alors ordonnance boobu Moussa dafa am erreur yu ñu ci def. parce que bu fekkee ne bi dañuy wax. Moussa liggéeykat bi dem tribunal ñu jox ko ñu dàq ko. ci lu dul yoon tribunal condamné pas de. mu am ordonnance am wala mu am jugement mu war ko exécuter. président ne bu ñu ko exécuter. parce que dañu utul xajale. man ci sama dégg-dégg président la mu wax mooy ki nga xam ne ki locataire la nekk ci biir kër. waaw bu ñu ko génne ci période boobu. man noonu laa ko déggee. waaw. te même bu fekkee ni bi loolu am na sax bu fekkee ne sax ñooñu lay waxal. mais Moussa ki nga xam ne ki dafa yor këram yor fa ñaari néeg mbaa mu yor fa ñetti néeg. di loué di dunde mais kooku boo nee bu fekkee ne bi am na locataire boo xam ne bi dafa dégg loolu mu ne du ma fay. waaw borom kër gi lu muy dunde. waaw dina yéeme de waaw te moom ci lay dund. lu muy dunde. Moussa gis nga xalaat dañu koy seggaat ko laaj bay borom yi ñi nga xam ne dañ caa bokk. dëgg la parce que nit lu mu boolee da nga ko cay boole dañuy wax ne mbaam gàtt la mais ci jur gi la bokk. population yi nañu leen di déglu. boo ñëwee ci mbas mi ni muy avancé. Moussa du dellu gannaaw. dëgg la tant que système bi ñu ngi koy def du dellu gannaaw. xam nga sax du dellu gannaaw. force de l'ordre yi bu 9h desee -5 ñu teg seen i barrière boo ñëwee ñu ne doo jàll. wala da ngay joxe nangam. waaw te force de l'ordre yooyu 6h du matin. wala boog fa la ñuy fanaan. bu asamaan seetee Njaga Njaay bu sarse dafay sarse ba taxawal ci marché pied bi. super yi dem Guédiawaye Pikine fu mën di doon dañuy sarse léegi sarse dagan na ci code de la route. dagan na léegi. waaw si dafa parce que bu daganul ci kayit yi aussi ñi nga xam ne ñooy force de l'ordre yi daganal nañu ko. gisatu moom mukk benn chauffeur buy jàpp ci si sarse. oto bi dafay taxawal ba si sarse nit ñi taxaw ci marché pied bi da ngay gis 7-8 personnes yi taxaw ci marché pied bi. mu romb alkaati day ñëw wax ak chauffeur bi. bu ñu mënu mu ne oto bi avancé taxaw 5 mètres apprenti bi dem ñëw jël permis bi indiwaat. Moussa depuis kañ la apprenti di discuter ak force de l'ordre pour récupérer permis. borom permis bi moo ko war a jëli bu fekkee dañ ko war a contravention dañu ko war a dóor contravention ñu dóor ko. clients yi taxaw. dëgg la
mais loolu lépp muy nekk ci biir ci kaw tali bi. kon Moussa bu ma dellu si waatee ci biir entreprise bi. tey fii may waxee ak yow nii am nay liggéeykat yoo xam ne tey dàq nañu leen parce que nee nañu seen liggéey doxatul ndax mbas bi nangam ak. non yéeme na trop waaw. dëgg la xëy na am na sax ñoo xam ne yi danañ ko. mais nag am na ñoo xam ne dañu ci profito parce que ku bëggoon a dàq àllum neen. waaw boo amee lu mel ni da nga naa ci profito gaaw. mais justement mais alal bi ñu waxoon ni jël nañ ko pour jox entreprise yeeg yooyu loolu fu mu toll. man de gisaguma ko mën a jot na. gisaguma ko mën a jot na de. waaw. entreprise ku mën a jot na ci entreprise ba tax na mbas mi daal xaalisu mbas mi moo tax ñu mën a redressé lii. gisaguma ko xëy na boog dañu ko jot denc ko waaye man gisaguma ko. te nag man fu nekk laay dem parce que maa ngi ci biir entreprise yi maa ngi un peu partout. dëgg la waa jotuñoo échanger numéro sax parce que teewoon naa sa numéro waaye nag dafa mel nu jotuma ko récupérer mais après daal su nekkee ma ngi ko baaxee incha allah rabbi wala nga woo ma man moom sama numéro amul problème 521. non mën naa la ko jox y a aucun problème mën naa la ko jox 77. waaw ayca bisimilah. 77. waaw dinañ ko wax après nañ ko jël suuf bu soobee yàlla. waaw. dara la après ñëpp suuf waaw. donc Moussa situation boobu la ñuy traversé. Moussa fi mu nekk dëkk bi métti na métti koo xam ne. dëgg la tey bu ñu nee 6 heures jot na wala 5 heures jot na ñi nga xam ne dañuy ñibbi ñàgg. ñii di ñibbi Tivaouane Peulh ñii di ñibbi Pikine ñii di ñibbi et cetera. APS bi oto yi duñu daw. dëgg la 5 heures nga gis nit ñi commencé daw kenn dootu am jàmm jigéen ñi dañuy daw démb billaahi laa wax Moussa ak couleur gi ñu yàlla boole. waaw dafa tombeek dëkk bi bëri chantier boole ci tamit xat-xat yi oto yi déviation yi Moussa bu ñu wax chantier. chantier benn du ci pare. waaw tali Kër Massar bi jàpp Malika Yëmbal ñu ngi ko xool tali boo dem ñu ngi ko xool defuñu ko dara lañu ko chantier en même temps contournement yi bëri donc waaw wax nañu Moussa chantier yi dama wax ni chantier yi politique la man noonu laa waaw non loolu beneen dafay àgg non mais Moussa chantier dafay àgg dëgg la waaw chantier dafay àgg d'accord boo demee ci dëkk bi boo jëleel Malika Yëmbal jëm kii bu ñu ko xoolee léegi mat ñaari at ba léegi defuñu fa dara nawet baa ngi waaj Malika bi waaw mooy Roudé Ñaay bi ñoom sax ñoo ngi waajal lu léegi taabal yi ñu doon def ay menuisier ak mécanicien léegi dellu si waat nañu fa ñu xolloon ni nga ko tegaat seen taabal waaw Roudé Ñaay bi projet boobu moo jiitu ay BRT moo jiitu yooyu yëpp te fu mu ne nii ñoo ngi lancé BRT ñoo ngi lancé yeneen te Roudé Ñaay bi wax dëgg yàlla te tëli boo xam ne wax dëgg yàlla ay millions yi nit ñoo koy jël par bis gis nga Moussa bu fekkee ni bi tey da ngay tabax bâtiment tey nga tabax ñaari birig suba nga teg benn birig gannaaw suba nga teg ñetti birig bu yàggee mu jeex dëgg la foofu waaye nag bu fekkee da ngay xàppati te doo teg brique dama ni tabax bi du yegg. jërëjëf. waaw ñu leen di gërëm di leen. bul quitté ma ji waaw. réewum Sénégal jàmm neex na. nañ toog te di soo du mooy li gën. ñuy toog di waxtaan looloy jàmmi réew mi. voilà di jégalu tuuti rek ci dog-dog bu ndaw voilà kon nag ñu xaar ngeen ci lim bi ci 88 628 98 98 bu nekk am na ku nekk si li bi ñu daal di koy dalal sur seen rajo Sud FM nag mu ngi wax ci point am solo jëm ci li nga xam nag moo jëm ci wàllu maanaam syndicalisme ci biir liggéey bi ak mbas mi jëm asalaamaaleykum. allo salaamaaleykum. maaleykum ku baax na nga def. Moussa mën la Lamp ñu ngi lay ziar bu wér a wér. waaw suñu Lamp bisimilah. ñu ngi ziar bu wér ñu ngi nuyu sëñ Baol Baol. waaw ak Boy Diaw di ziare auditeurs yëpp. ñu ngi lay ziare. foog daa tey ci mbas mi la ñuy wax. waaw wax dëgg yàlla. waaw mbas mi daal maanaam li ma la ciy wax Moussa. mooy daanaka léegi mu mat at. foog naa mars la woon. waaw. la duggoon fii ci réew mi. waaw. boobu ba léegi nag man dama gis ne ñi nga xam ne ñoo yor suñu kaaraange. maanaam dafa bëri côté yu bëri yoo xam dañ ci sooxe. booy fàttaliku bi mu duggee ci réew mi rek dañu ne woon léegi comme askan wi dañoo sonn. maanaam sonn dolli ci liñ sonnoon. waaw. dañu leen di jox ay ndimbal. waaw. te boobu foog naa bu ñu doon xëy di déglu communication yi ñuy def 10 heures. bu ñu déggaat 10 cas sax ñëpp dañuy amatewu. tey nag ñuy dégg des centaines de cas. wallaay. te foog naa ne ba ñuy dimbali nit ñi jamono jooju. tey lañ ko gën a soxla. dëgg la. ndax li tax tey lañ ko gën a soxla. mooy 66000 lañ ko évalué woon ne dañ koy dugal ci yenn foyer yi. 66000 yooyee. yow wóor na la wóor leen wóor ma que ne loola maanaam benn famille sax mën na ko dundee ci lu matul fukki fan.
kon boog bu fekkee ne mbas mi dem na ba egg ci dayo bii ñu wax. man gëm naa ne dimbal la ñu defoon dañ ko war a dolli. dugalaat ko ci kër yi. ndax li tax dañ ko war a dolli dugalaat ko ci kër yi xam nga dafay mel ni mbir mi. maanaam disparité ñàkk a yemale da cee am. xam nga réew moo dem ci àdduna day am ñoo xam dañuy liggéey guddi am ñoo xam dañuy liggéey bëccëg ñi nga xamante ne ñu ngi liggéey guddi. du xañ nañ leen seen liggéey. waaw est-ce que ñooñu fekk nañ leen fa ñu nekk saytu leen seet lu ñu leen dimbalee. amul man secteur bi nga xamante ni maîtriser naa ko. mooy le secteur artisanal. waaw waaw. te boo nee secteur artisanal. menuiserie. waaw ci lañ bokk ak le secteur informel. muy les commerçants. dañu ci représenter lu am solo. oui. mun naa ne plus de 70% sax. waaw. ñooñu ñun de fi ñu nekk ci Paaku Lambaay. amul benn piscine wanaa koppar boo xam ne dugg na ñu ne dañ ñu koy dimbalee ndax su ne ñun ñu ngi ci secteur informel bi. mais ministre bi jamono jii mu ngi doon séddale koppar de ministre bi yor wàllu. dara jotuñu ko. loolu kay man maa la ko mën a wax. te ñu def kii koo xam ne nii nekk na ci secteur informel ñun bi ñu féete. muy Paaku Lambaay. mu ne jot na piscine wanaa koppar. mais est-ce que yéen inscrire woon ngeen ci maanaam seen base de données ñooñu. pour ñu mën leen a ràññeeku base de données yi ñuy wax. waaw. secteur bañ ne informel. waaw bari na ci ñoo xam ñu ngi ci secteur bi. waaw xam ñu A ni B. dëgg la waaw. kon boo leen bëggee incité ci ay inscription yu demee noonu. maanaam da nga leen di yokk joote. dëgg la waaw. la ca tege mooy le secteur bi nga xamante ne ba tey ci informel la nekk muy la menuiserie. waaw. te toujours chaque année mën naa ne ñun fi ñu féete dañuy am ay jafe-jafe. du ma ne amul de mais man ñi nga xamante ne nii maîtriser naa li dégguma kenn koo xam ne. jot na fi si noonu à koppar. waaw loolu nag du. kon xam nga loolu yéeme na. waaw yéeme na waaw. te li ma ci gën a jaaxal mooy. ñu ngi saa yu ñu xëyee di dégg maintenant des centaines de cas. waaw. ñu ne na nit ñi di raxasu. na nit ñi di takk ay masques. waaw. man de bu doon maay bokk ci ñu jiite. masques yi dama koy jël di ko distribuer gratuitement donte daanu dajul suuf. mais masques yi nga xamante ne moom la ñuy faral di takk nii. te fa muy jógee sax ñun amuñu benn garantie ndax suñu ouvrier yi nekk fii suñu artisan yi. maanaam lañ leen la jox tout le marché. des masques maanaam tere masque duggati ci réew mi. ndax am nañ possibilité pour defar ko. oui. mais nag masque yooyu dañ koy jëggaani. te buñ ko jëggaanee dafa am ñenn ñoo xam ne dañ leen di favoriser jox leen ko ñu koy remettre dans le marché. ah waaw loolu day yéeme noonu. mu mel ni kon dafa mel ni dañuy wëlbatiku dundaat ci kaw askan wi. te nag am réew. man dama jàpp ne boo ko yoree. war nga seet noo tëddee njaaxaanaay. tant que njaaxaanaay boobu amul nag dafay mujj sax mel ni li ngay wax nit ñi duñ ko dégg. dëgg la te communication du jàll gis nga fi ñu toll nii. li ñuy déglu 10 heures ñu bari dañ daan xëy taal te la war a rajo di ko déglu. waaw léegi ñu bari déglootuñ ko parce que am na ci ñoo xam dañ naan lii amul ay politique nangam. man nag bokkuma ci ñuy wax loolu. waaw waaw. ndax nag bu fekkee ne dañu gëm yàlla. dañ ko war a wóolu. dëgg la gëm ko mooy xam ne am na wóolu ko mooy xam ne suñu fan yii ñu yor. moom moo ko bind te amul kenn koo xam ne benn minute mën naa yokk ci ak dundam. dëgg la. donte képp ku génn àdduna nag maanaam mën naa am sabab. kon dañuy jàpp ne paludisme moo gën a grave téeméeri yoon lii ñuy wax nii. te maanaam bi mu duggee suñu réew yi muy Afrique. tubaab yi jéemuñu ci benn li ñu def nii en moins d'1 an ñu ne génne nañu vaccin. bu ñu defoon lu ko gën a néew génne vaccin. ci paludisme ndax paludisme du transmission directe dafa am un vecteur bu ñuy wax anophèle. moo koy jëlee ci doomu aadama yóbbu ko ci benn doomu aadama. kon foog naa loolu mën nañu annuler transmission boobu. ñu ci defoon ay pexe. mais comme ñoom duggut seen réew yi la. waaw dugg gi mu fa war a dugg. ñoom bu ñu ko amee rek fii la ñu ñëw. dëgg la kon moo tax dafa mel ni toujours ñun dañuy continuer. di nekk ci ñu bootu ci ginnaaw tubaab yi. kon ñun dañ ko war a gérer à notre manière. mais dañ ko war a gérer d'autant plus que. am nañ ñun ay ñoo xamante ni am nañ ci xam-xam. ci réew mi la ñu nekk. di wax di jox ay xibaar yoo xamante ni bu ko nit ñi toppee mën nañ ci am saafara dama lay jox benn anecdote Moussa. gis nga ñun bu ñu li ñuy wax paludisme ñu koy wax malaria ci anglais yi. waaw ñun bu ñu dalaa bu ñu subruwaa xam nga lu ñuy defal. xobu niim la ñuy jël takkal ñu suñu bopp defal ñu ndox ñor la ñuy tëdd ba wér. waaw te duñu pikiru duñu ñàkk duñu dem fenn. dëgg la. kon réalité yooyu mu ngi fi am nañ ko fexe mettre en valeur jàppale ñi nga xam ne ñu ngi yëngatu ci loolu. waaw ñu seet naka la ñuy lijjantee mbir
mi nga xam ne am na fi ndax moom jagadi moom wéradi. waaw mën nga leen sax jamono bu ne. dëgg la mais xam nga feebar yi waa jagadi yi maanaam feebar bu nekk ak réew bu muy ñëw. mais nag bu nekkee bii dafa jógee ci réewum tubaab yi te ñoom ñu yore. ci réewum tubaab yi waaw ñun nag ñëw ci suñu réew. ñun waa kër docteur rek la ñu mën a tënku. ñun la tubaab yi def ñu bëgg di def loolu. école yi ñuy wax nii. école yi Moussa. boo ci demee xale yi maanaam mënoo leen a aar. dañuy jaxasoo même bu ñu leen doon raxas suba ngoon bu dégg ba ca. dëgg la wallaay ñu ngi ci ay jafe-jafe. dëgg la ñoo koy jëlee ci école yi bu fekkee ma nga ko di ko yóbbu ci biir kër yi. ci biir kër yi wallaay di ko jox mag ñi. la koy tege mooy masque yi ñuy wax nii. mais masque yow wóor na leen di nga tax ak ñun mu takk masque boo xam ay microbe rek la fee. dëgg la wallaay microbe day joxe jàngoro. non dëgg la day joxe jàngoro. wallaay kon boobu maanaam daf ñu war a saytuwaat mbir mi. gën ko organiser. dëgg la gën ko organiser mooy li xalifa bi waxoon rek nañ wax nit ñi dëgg. wax nit ñi dëgg nag weesuwul xool fi affaire bi toll ñu seet naka la ñuy defee ensemble ñu saytu ko pour faj ko. mais bañ a wëlbatiku di am yeneen dëgg sërëx yoo xam ne yaa ngi koy dugal ci biir. dëgg la pour di gën a xiir nit ñi ci ñu def lii wala ci laa. parce que dañuy sonn Moussa. dëgg la de jërëjëf dañuy sonn de te coono boobu ñu sonn nag maanaam mbir mi dañuy gën a indil problème. dëgg la jërëjëf kenn dematul kenn ñëwatul. maanaam ñu meetuloo sax def yenn kii. te teewul ngénte yi ñuy wax ak dëj yi man keroog benn dëj lañu wax ñu ne police ñëw na fi mais nee na bu leen baas. waaw. bu leen baas mais mu ngi permettre nit ñi di regroupé wu. waaw waay. mais c'est-à-dire mbir boo ci nekkee da nga koy ñime boo nee bu xew am. ku mu mën a nekk buñ ko may mu def. waaw matt sax bu mu fa tegee waaw matt bu mu fa tegee. mais nag bu fekkee ne maanaam dañ naan bu xew am naan bu leen baas. mu ngi mel ni nga demoon du ma tox mais ku ma xër ma jë. waaw yéeme na waaw. amul sens. ba pare li ci tege mooy. ñun taluñu ci côté boobu pour daaneel. ay wuroog sow ñun taluñu ko. d'accord. li tax taluñu ko mooy. waaw man gëm naa ne xaw ma kuy mburu ak kuy sow mais sow mburu moom mën nañ koo fekk ci sow. waaw de yéeme na. d'accord kon donc léegi nañu fexe naka la ñuy saytoo mbir mi. ñu bokk ñun ñëpp ñu taxaw. xeex bi ni mu waree bañ cee def. mais ci est-ce que yéen ci nouveau marché bi foofu yéen ci taxaw yow xam nañ ne sa taxawaay ci marché boobee nga xam ne moo di Pàcc Lambaay ñëpp xam nañu sa taxawaay bu rafet bi nga fay def est-ce que yow tamit yaa ngi taxaw di ñaax di organiser foofu tamit ay sensibilisation naam sax bu nekkee xaaru leen nguur pour rek ñëpp maanaam mën a mucc ndaxte foofu daanaka ñu fa yëngatu ñu bëri ba nay mag waaw. pour ñun toujours bu ñu gisee nguur rek yàlla tere mooy dañoo am jafe-jafe. waaw. lu ko mooy gis ba Pàcc Lambaay. waaw bi nga koy dégg ba léegi mosoo fi dégg benn cas boo xam ne am na fi. waaw. ci ndimbalu suñu borom la nag. ak maanaam taxawaay boo xam ne ñun ñi fi nekk di ay njiit. am nañ ko di jokkalante ak ñi nga xamante ne ñoo nekk suñu ginnaaw. dëgg la bu ñu nee nañu takk masque dinañu takk masque. bu ñu nee dañuy wut ay lavoir am nañu ay lavoir. bu ñu nee am nañ ay gel ñu ngi koy jël di ko utiliser. mais nag li wér te wóor mooy communication bi ca kaw la amee problème. très bien am na ci nag comme daam dañu suuf comme ni ñu wax. am na ci ñoo xam boo leen ne affaire bi nangam ñu ne lii amul. waaw loolu amul xam nga ci leen amul moom kii seen gis jant bi de gisuma jant bi. loolu moom ci moom moo ci dara waaw wax dëgg yàlla. donc loolu mooy problème mais le principal problème. nekkul affaire secteur. waaw c'est un problème national. absolument te di la nation di ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu diriger. dëgg la dëgg la. donc foofu daal la affaire bi. jërëjëf su may terminé tam mooy ndimbal yooyu ñuy wax bu fekkee ne am na. ñu ngi koy yëkkati di ko joxe. secteur informel bi en général soxla nañ ci. jërëjëf sëñ Yar. en particulier Pàcc Lambaay ak artisan yi nga xam ne ñoom la ñu nekkal. jërëjëf sëñ Yar. Moussa ñu ngi lay sant di la gërëm. seen taxawaay ci mbas mi bu ñëpp defoon di yéen. léegi affaire bi jóge fi. jërëjëf ñu ngi lay gëm jërë ngeen jëf. voilà jërëjëf sëñ Lamp donc Ibra Fall Lamp foofu ci Pàcc Lambaay bu baax kon nag ci taxawaay bi waaye nag ba tey 1000 milliards yi moom nag ñu bëri ñëw ñi envoyé message ne daal ñoom ba léegi moom daal mënuñu ko reesagul daal ba léegi ci seen i kii waaye ñu dégtal li daal di ko di waxtaan wi. émission bi di loo ci xam pharmacie nationale d'approvisionnement moo leen koy may pharmacie nationale d'approvisionnement di PNA di leen taxawu ci ay garab ci générique muy garab yi nga xam ne garab yu baax la yomb te wóor te ngeen soxla ko fépp fu ngeen nekk te mu jëm ci ñëpp ñu xamal leen ne PNA mu ngi ci région yi nekk ci Sénégal yépp office national bu assainissement bu Sénégal ñu di ko wax ONAS dafa dellu di ñaaxaat askan wi ci mbalit yu dëgër yi nga xam ne moom la ñuy faratal di sànni ci bépp réseau ONAS nga xam ne ndox yi du mën a dem ni mu ware di jur xet gu bon di indi ay jafe-jafe ci sunu dëkkuwaay ak li ko wër
képp ku nemmeeku nag yii gàllankoor ONAS tegal na leen fi numéro bii ñuy wax 81 810 12 81 810 12 numéro bii ñu leen jox mën ngeen cee woote waxtu wu ne bés bu ne ONAS dafa taxaw jonn ngir sellal sunuy dëkkuwaay ak li ko wër. PNA di pharmacie nationale d'approvisionnement ak ONAS office national de l'assainissement du Sénégal ñoo leen di may seen émission loo ci xam ak El Hadji Moussa Thiam. jërë ngeen jëf garaan ñu gërëmaat bu baax tamit waa ONAS ak tamit waa pharmacie nationale d'approvisionnement bi nga xam ne ñoo leen baax émission bi waaw ñeneen ñoo ngi ci yoon bi kon nag ñu ngi leen di ubbil bunt yi ba tey rek ci gunge émission bi nga xam ne moo di émission askan wi kon nag jëmale ko tamit ci askan wi ndaxte askan wee koy def ba tey ñu jël ñi ci ligne bi ci 88 628 98 90 salaamaaleykum. Moussa. naam. El Hadji Moussa sax lay wax quoi. waaw ba amul solo tur bi. waaw moo tax yokk naa ko si quoi. moo tax yokk naa si. ana Abdoulaye Ndiaye lay ëmbal. Abdoulaye Ndiaye yëmbal na nga def. waaw ñu ngi lay ziar bu baax. jël nañu ziar bu baax di rafetlu émission bi. jërëjëf. di wax ne ki jiitu avant kii mujjee am na lu mu wax si transport bi ni mu désorganisé. waaw si surcharge bi. man su may xëy chaque jour dama koy gis. dañuy lang sax si porte kii bi. fi ñuy duggee. waaw dañuy lang si oto bi. del waaw. loolu moo ñu ànd ak. virus bu taxaw. je pense que il est temps on interpelle les autorités de ce pays. nañu confiner. Parce que cette situation-là, on peut pas. yéeme naa ay 300 léegi. Mais non, léegi mooy 400 ce couvre-feu partiel-là, ça règle pas ce problème. oui de nous causer 14 jours nous confiner. voilà non Sénégal moom. bu ko deful nu ko def couvre-feu général. comme bi amoon. ñu généraliser ko. 14 jours ñu dagg le transport interurbain. oui. kenn du jógee région ak région. absolument benn moment. plus strict si bañ a surcharge yi. wàññi nombre de places yi waxoon nangam ak nangam. mais mu ànd ak aussi je suis d'accord avec ñuy wax ne nañu génne fonds de résilience bi. oui les 1000 milliards wala 1500 milliards mais nañu génne le fonds de résilience jox nit ñi. waaw 1000 milliards yi de daa ba léegi moom gars yi mënuñu koo fa. l'état kenn damatul mission kenn damatul nangam. tout cet argent là cette masse là. waaw oui dañ ko jël injecté ko si kii. les frais de mission yi yooyu yëpp ñu dajale ko du ko. loolu lépp loolu amatul dépassement yi amatul. waaw mission yi amatul. oui absolument loolu lépp dañ ko war a jël dugal ko si fond bi. oui te fond bi mi ngi fi. mais soit dañ koy jox ñu leen nekk wala nangam naa. yaa ngi dégg ñii di râler nangam nañ ko génne. oui ñu confiner pour 14 jours. oui ñu juguler ce phénomène là. absolument moo koy def. oui. bu taxul masque mais on te met dedans. c'est ça le problème. nga fay casque lu bari. mais un état doit être organisé. nit ñi quand même ay nit lañu. il faut respecter l'autorité de l'État. dëgg la. mais dañuy fooy réew mi quoi ce qui me métonne c'est ça. dañuy fooy réew mi quoi. yéeme na. ñi war a wax waxuñu. parce que émission bi am na borom xam-xam yi borom kii ñoo war a dugg di wax di expliquer nit ñi. nangam ak nangam le pourquoi. mais sama classe dañuy bàyyi parce que kenn nekku fi ñoom ñooy wax lu leen neex nangam foog di voilà. mais c'est pas c'est affaire bi c'est sérieux. affaire bi c'est mondial. oui. mais suñu toll nii mais vaccin yi nangam vaccin yi kañ la ñëw mars vaccin yi sax dafa yéex a ñëw aussi dafa war a teel a ñëw. waaw oui. bon. si c'est la solution. mais ba léegi ñu ngi sceptique ne duñu vacciné wu nangam ak nangam. mais comme duñu vacciné wu mais nañu confiner nit ñi. nañu dagg le transport nañu dagg les régions. le transport interrégion dañ ko dagg. interurbain bi régions yi. loolu mooy régler le problème. agent yi am rigueur. ku takku masque. ñu fay loola. chèrement. oui. loolu mooy réguler le problème de mais du leneen. oui te beneen bi mooy gis nga waxoon naa ko fi. da ngay dem semaine passée dama dem Serra. waaw. y a pas de protocole sanitaire amul foofu. oui ci biir ah. da ngay dugg kenn du jël thermoflash kenn du la jox gel wallahi lazim. je te jure maa la ko wax lu leer laa la ko mën a tu peux vérifier. oui. ça c'est extrêmement grave. c'est dangereux. mais te ñu ngi koy xool te toll.
séerage bi fi ñu jaayee. kii waaw hygiène te normalement norme hygiène foofu lañ ko. non dañ ko war a respecté. dañ ko respecté waay. ku dugg ñu jël si température. waay. zone gel loolu la ñu war a def mais on ne le fait pas. barki démb laa ko mujj laa la wax barki démb la. je te jure on ne le fait pas. bari na service yi bari na. am na benn service boo xamante ne c'est une grande boîte. dem naa fa di fay sama facture. mais dugg naa ba fay ba génn mais kenn jëlu defuma thermoflash. kenn jëluma jël. waaw gars yi ñoom kon dañoo wàcc loxo yi wala. ah. dañoo wàcc loxo yi mu daanu wala. mais bien sûr mais loolu moo am. danoo bàyyeeku complètement. mais mel ni affaire bi dafa dafay jógee wala tànk gëmul wala nangam. mais non on doit être strict. waay affaire yi mi ngi def ay ravage yu rëy kay wallaay. waaw inconscience yu nit ñi rek moo ko waral. dëgg la les gens sont inconscients. te nit ñi xew ba léegi nit ñaa ngi def seen xew yi. loolu moo normal loolu. oui absolument c'est vrai. mais on banalise tout. même ñi dee avec Covid. dañ leen di dëggal comme ni ñuy dëggee ñeneen ñi. mais dañ leen di suul comme ni ñuy suulee ñeneen ñi mais c'est pas sérieux. oui ça c'est pas sérieux. banalisation boobu ñu ko def loolu moo tax affaire bi di def lu muy def loolu moo normal. yéeme na. ñii dee ak Covid bi dañoo war a bàyyi ak le service d'hygiène les sapeurs-pompiers ñu dem leen defar leen denc leen. c'est ça. mais yéen. merci beaucoup. bu ñu wax parce que bi nekkee ñenn ñoo doon def loolu. oui soo les services d'hygiène wala nangam wala ay ñoo xamante ne soo déjee da def loolu. mais quand même ñii nanu delloo si seen i biir. dëgg la jërëjëf. waaw affaire bi c'est une réalité kenn mënu ko nier. personne ne peut le nier parce que bu doon Sénégal rek la laal nga ne d'accord danga ma nangam. jërëjëf dañu jàll partout amul fu amul ci àdduna bi. dëgg la. donc loolu kenn lu la sànq kenn du ko jeex. waaw jërëjëf dina wane dëgg. mais nag pour juguler ko. dama ne réew yi am doole dañuy confiné wu. mais fi ñun confiné wu benn lan def couvre-feu global gars yi di kaas nangam que non l'État doit être fort. L'État doit être fort. On doit respecter les règles. Voilà c'est ça qui est normal loolu moo manqué. jërëjëf. waaw donc pour ne pas mën a. jërëjëf sëñ Ndiaye ñu ngi lay gërëm Ablaye Ndiaye jërëjëf moom nag ci loolu la ci xam waaw kon nag mbir mi daal mu ngi noonu day gën di tar kon nag foofu tamit ñu jël ay matukaay yoo xam ne wax dëgg yàlla dinañu mën a dimbali ñu mën cee wàññi aslëf asalaamaaleykum. Alaaji Moussa. naam. Thiam ajaratu gëj nañ la dégg de. ay waay gëj nañ déggante kay maa ngi koy jégalu de. wallaay ana mbokki Touba ñu ngi ziar lu bari. maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu waa Sud FM yëpp. ñu ngi lay fay ajaratu wallaay. di la jaajëfal yow daal yaa Alaaji Assane Gueye wax dëgg yàlla yéen a ngi bay seen waar ci réew mi. ci mbas mi wax dëgg yàlla wax ngeen ba sonn waaye Alaaji Moussa. damaa dégg benn waay. waaw bu wootee Paku Lambaay. waaw. dama koy jaajëfal. xaw ma nu mu tudd waaye damay jaajëfal. dama koy jaajëfal Ibra Fall Lamp Fall. Ibra Fall waroon naa sant weneen sant wu dul Fall nag. Fall moom doy na waar ba am Cheikh Ibra daal tax du ma ci wax dara waaye Fall moom. xam nga Moussa Alaaji Moussa. feebar bi kenn waxut ne amul Sénégal. réew yi àddina yépp la am. mais Sénégal day réew mu néew doole. waaw. 1000 milliards yooyu ñuy wax de ñun maa ngi siyaare Alaaji Boy Jaw. 1000 milliards yooyu ñuy wax day te askan moom war a dem. te lii mooy wax. lu leer laa ci am Alaaji Moussa Thiam. waaw. ndax toogoon naa dégg Alaaji Oustaz Alioune Sall mu ne dund bii ñuy joxe ku ko lekk. waaw. du la jig. est-ce que. mais am na ñoo xam ne lu mu def mu jig leen Alaaji Moussa. est-ce que cay yàlla. ndax fii ci Touba gii ma dëkk. li ñu fii dugal lépp ci ceeb ak dawlin. soo ñëwoon tey di def reportage ña amut ñoo ëpp ña am. dëgg la. xam nga loolu tam baaxul. dëgg la. tax ki génne. yéene Sénégalais yi ba génne teg ci taabal bi. waaw walaay. wax dëgg yàlla am. war na noo yërëm Sénégalais yi. dëgg la de. Alaaji Moussa xoola xale yu góor yi nga xam ne ñii Saalum lañ jóge. ñii jóge Bawal ñii jóge Njàmbur Kajoor fu ne ñu dajale fi ne Dakar. di dóor waar rek sàcc ñu jaay ñu yàmbaar def ñu lenn lu aay. wallaay. dem lépp ci banque yi jënd seen i bagage di dem ci marché yi ay Parcelles ak ci Malika ak yëpp. wallaay. ñooñu métti la wuñu Alaaji Moussa. métti na kay.
waa jigéen ñi nga xam ne ñii seen i jëkkër dafa génn àddina. ñii seen i jëkkër retraité ñoom ñoo yor seen i kër. nekk ci di jaay ay cere ñii di jaay ay fonde. yow de Pikine nga dëkk gis nga buntu Pikine station tali bu mag ba boo fa taxawee syndicat yi jigéen ña ngay gis ñu rak. wallaay. Dakar it kenn dëkk foofu boo wàccee liggéey yi fa ngay dem jëndi reer. dëgg la. man damay lancer appel président Macky Sall mu jóg xool. dóor ci taabal ji xool ministère yii mu fal. wala ñu leen pour ñuy yaakaar yumbee ñu denc ay milliards yi ngay dégg ci réew mi Moussa Thiam ba pare sénégalais yi di souffrir. En tout cas. secteur informel 30 milliards yi ñu leen dox juróomi milliards képp lañ séddaleegum. juróom rek. bu yoon dong la ministère bee ko wax may dégg. parce que man nii maa ko daan jàmbat ci seen rajo bi dem RFM jàmbat ko fa. dëgg la di ko jàmbat na leen mën leen ko dox ndax tailleur yi ñëwut. ak mécanicien yi ñun ñëpp ci réew mi la ñu bokk. taximaan yaa ngi nii liñ leen jox jotaguñu ci. joxuñu leen dara. ndar chauffeur sa nee nan ma woonan ma nee nan ma ñun ñu jox joxuñu ñu ñaari dërëm. dëgg loolu gis nga di wax ay tolérance zéro yooyu dimbale askan wi moo ko gën. président Macky Sall man sama xarit kenn gënuma koo bëgg. mais dafa xoolul entourage Moussa. te damay bañ nga daloon Abdoulaye Wade dal ko te ñu ngi ciy tàkkam. waaw Abdoulaye Wade dafa watte damaa toog Taïf maag Macky Sall sëñ Abdou Fatah ma nga ca dëgg moom sëñ Cheikh. xamal ko ne ko lii di waaj a dal Abdoulaye Wade lu ko teg. mu ne ko wacc ne ko bëggoon yóotu ay noonam jox leen arme ñu gor tànk te ci la président Macky Sall yegg na foofu. na jóg ndaw la réew mi soxla ko dafa laaj addina bépp dox ko. mu laajaat ñu dox ko na jóg sénégalais yaa ngi souffrir loo xam ne Alaaji Moussa Thiam dama cee teg sama bët. ni may wax dama cee teg sama bët ceeb bu bëree dëwlin. ñu ni joxoon ñu séddale ñu bëri maa ko wax ci rajo laa ne dañ koo jaay. est-ce que askan wi jotuñu ci dara te Sénégal daa bëri ay néew ji doole. na jóg jàppale sénégalais yii man loolu laa koy sant sénégalais yi sonn nañ liggéeyatuñ kuy jaayatoo. dëgg la parce que mbas mi couvre-feu bi la am na ñoo xam ne 7 heures la seen liggéey daan commencé. dëgg la taximaan buy daw ko koy siiru war ca am dépense ñetti fan ak ñeent. bu 9 heures jotee demoo fooy siiroo. waaw yéeme na li xam ci réew mi Alaaji Moussa bëri na dama koy wax teg ko ci taabal yanguune. dama ni président Macky Sall kenn gënuma koo bëgg. dëgg la mais il est temps mu jóg xool sénégalais yi li ñuy dund metti na. crise am na Sénégal metti na te ministre bii ñu dox secteur informel 30 milliards yi na ko dox ñi ko moom. tailleur yeeg mécanicien yeeg tôlier yeeg ñooy jaay bois buntu fekkee nag ñoom ñëpp ñoo ko moom. dëgg la ñeneen ñi sonn nañ taximaan yi jox leen seen xaalis ndar transporteurs yi jotagum benn dërëm. te réew mi nit ñi xiif nan mar nan rafle nan dama koy wax dama koo gis. jërëjëf li ma gis daay wax maa gën a bëgg ñëpp Macky Sall mais na jóg xoolaat toogaayam am na ministre yoo xam ne ñii liggéeyaluñ ko dara naq la leen war a def. ndax ku koy tàggaleeg chauffeur si. di ko tàggaleeg sëriñ ñi daara yi buggoo ko Alaaji Moussa. jërëjëf Thiam jërëjëf Adjaratou Soda. jërëjëf Thiam ñu ngi lay gërëm si intervention bi kon nag nag ministre bi moom na 30 milliards yi ñu budgétisé nag pour artisan kii secteur informel bi daa war a dugg ci gars yi ñu jël ki ci ligne bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. waa kii sëñ Mbaye Sadi la ñoo ngi lay nuyu. waaw Alaaji Moussa Thiam maa ngi lay fay di nuyu auditeurs Sud FM yëpp. di nuyu ñi nga xam ne ñoo jot a jàll si suba ak léegi nii. jërëjëf Adjara. Alaaji Moussa fan yi damay am denn li nga xam ne moom laay foowee. waaw. bis bu ma xëyee rek damay def benn photo def ko sama page Facebook. fàttali nit ñi nañu takk masque. du yem masque rek nag am na yeneen yi nga xam ne war nañ ko jël mais ñu fàttali ni nit ñi ni feebar baa ngi fi démb loolu laa wax. dëgg la nañu xam ni Covid mi ngi fi. waxuma mi ngi ci seen réew moom parce que fii ma nekk mi ngi fi. waaw fàttali ñu fi nga nekk ñu toll fu nekk. Congo. maa ngi nii Congo. maa ngi Kinshasa. feebar baa ngi yokku. ndax dafa am lu nekk ci ñun. ñenn ñi nee nañu gëmuñu ni feebar bi am na. ñeneen ñi dañ naan la même bu amee ñun ay africain lañu duñu rey. waaw. te bis bu nekk nag ñu tàggee ñu ay nit. wallaay bis bu ne. bis bu ne ñu tàggee ñu. foog naa njaayeen boobu nga xam ni moom la ñu dénk bataaxali ko. waaw. ñuy dénk muy wax loolu. des fois dama koy yërëm. ndeysaan. li ma koy yërëmee moom mooy. boo yeewoo rek war a wax ni juróom-benn nit dee nañu. wallaay ndeysaan ñett dee nañu. juróom-ñeenti nit dee nañu.
nga am ay gone yu toog ni non wala ay mag ñu toog ni non ñun gëmuñu ko. wallaay ndeysaan. dafa am ay mbir yi nga xam ni mën nañ ci def politique bu fekkee politique a tax mu jóg. am na ay yëf yi nga xam ne bu fekkee caaxaan a tax ñu jóg. mën nañ caa caaxaan. mais lii na nit ñi delloo seen xel. waay. te kenn du ko fi dindi nag. waay kenn ku nekk góorgóorlu ci li nga xam ne moom la ñu docteur yi sant. dëgg la dëgg la. nañuy moytu. nañuy takk masque yi maa ngi koy dégg ne mu naan masque yi boo ko takkee. dafa war a muur sa bakkan ak sa gémmiñ. dëgg la waaw. masque léegi dafa mel na que ni ñu ëpp boo leen gisee daañu ko yore parce que dañuy bañ ñu leen yore woon masque. ñu koy takk seen. sikkim bi. naka la tudd seen baat bi sikkim bi dañ koy wàcc. si sikkim bi da lay muur léegi. waaw du muur gémmiñ. du muur bakkan. te ñaar yooyu ñoom ñooy indi feebar bi. mais justement ak ban masque aussi des fois tamit nga gis yenn masque yoo xam ne daanaka daal jëloon morso sax wala kaala muur sa kanam moo gën ndax tii. waaw loolu day am fii sax ma nekk nii. dama koy gis ñu def ko. gis ñenn ñi nga xam ni masque bi dañ koy dugal seen loxo. bu ñu dindee seen loxo dañ koy long ci loxo yi buñ ko dindee pour ko def seen kanam rek. waaw mooy ni seen nañu alkaati parce que fii moom alkaati yi dañuy ramasse ba léegi. may rafetlu fan yi lu ma gis ma ni même bu fekkoon ni effet communication rek moo tax mu jóg. di ñaan yàlla mu continuer. te force yëpp def ko. gis naa ay benn photo ñuy jaarale ci réseaux sociaux yi. waaw ñuy wane alkaati yi. waaw di joxe masque waaw wax dëgg yàlla. loolu moom jàll na fi ma nekk nii. sama saak lu mu néew. juróom fukki masque ngi fi. dëgg la. du sama réew de. dëgg la mais comme feebar bi xameewul ndax man gan laa fi wala du ma gan. fu ma dem. war a am contact ak ay nit. amuñu masque ma génnee masque jox leen. mais carotte boobu est-ce que waroon woon jiitu bu yàgg comme ça ku ñu tas ñu def son action boobu la ñu waroon jiital ku ñu jox bu nit ñi dee commencé dëgër bopp nag ñu génne karawaas ba wala am déet. waaw xam nga man wax naa la sama wax bi ma mujj waxtaan ak yow ni man damaa jiital trop communication. waaw dëgg la. xëy na yéen a ma yàq. waa ISIC ñoo ma yàq ba gëmloo ni ma. waaw yow moom policier journaliste nga su defee waaw. waaw même bu fekkee ni du li nga xam ni effet immédiat la. waaw mais boo koy def dina am lu muy indi. dëgg la maa ngi fàttaliku El Hadj Kassé mu ñu doon jox benn anecdote. waaw mu wax ni directeur d'entreprise bi day tere cigarette. ku ko sànni si biti. benn agent tux sànni mégom bi ci suuf. xam nga mënoon na comme man maay chef bi mu ni ko jëlal lii. waaw mais dafa sëgg for ko. waaw. dem sànni ko fañ ko war a teg. dëgg la. mais bi mu ko defee ñaari yoon gisatul benn mégo ci biti. donc waxtaan ak wane day am solo. dëgg la waaw. masque yi dafa am lu bare lu ci lallu. waaw lu njëkk ci masque yi moom ba muy commencé dañu gëmloo woon ni masque yi docteur yi rek ñoo ko soxla woon. dëgg la waaw. kon nit ñi bañuy daataa adapté wu waat ci beneen discours bi. day jël temps. dëgg la waaw mais nañuy waxtaan ak ñoom. dëgg la. nañuy continuer waxtaan. continuer jàppalante bi lu mu doon alkaati yi rek. ak gendarme yi rek ay joxe masque. waaw képp ki nga xam ne yàlla may na la nga mën a jënd ay masque. doy ku nga def ko sol dëgg la. boo rombee ay nit gisoo leen. nga dimbali leen. dëgg la parce que nag gis nga tey yàlla xéewal na ay doomu Sénégal yi nga xam ni. kenn wala ñaar rek mënoon nañu fexe ba Sénégal yi yëpp yore masque. dëgg la ndeysaan waaw am na solo mais bu ñu ko def nañu wut juróom fukki masque. ñaari téeméeri masque. joxe. séddale koo romb jox ko. waaw boo ko joxee li muy jëkk xalaat mooy lii lan la. waaw mais def nga effet ci moom bi nga xam ni ëllëg bala nga koy joxaat dina wutali boppam. am na solo jërëjëf. na nit ñi jàpp ne feebar bi fii mu toll nii. dëgg la ñun rek ñoo ko mën a wàññi. dëgg la dara du ko wàññi ku dul ñun rek ñun ak communauté bi. waaw président beeg ministre beeg alkaati kenn ku nekk ci ñun. bu taxawee ni damay xeex ak lii. waaw lii fii dellu ginnaaw. jërëjëf li ma koy xeexe mooy liñ may tere docteur yi di ma ko sant. dëgg la naa fexe ba ñii coono googu ñu nekkee. ma wàññi leen ko. parce que nag sonn nañu lool. dëgg la ñi ngi xelal dëgg ñi la ngi faj ñi ngi gis bis bu ne ay nit ñuy tëdd. man tey bu fekkoon ni eggale woon naa sama njàng si psychologie. waaw man ñoom laay dem wu jàppale. waaw dëgg la wallaay dëgg la. assistance psychologique bi ñoom dañ koo soxla. waaw. parce que nag kenn ku nekk boo taxawee di dimbali nit pour mu wér. boo sajoon mu jóg. dëgg la mais bu dee yi commencé bare ban effet lay def ci ñoom. dëgg la léegi gis naa barki démb kenn ku bind ni moom léegi bëggatu sax tijji page Facebook. ndax tàggee rek. ndeysaan wallaay tàggee rek moo ci am léegi. wallaay te bu njëkk ba leneen lañ ci doon wax. dëgg la yàlla na yàlla. amiin jërëjëf mon capitaine. jàppale ñu ba liy génn si ginnaaw. jërëjëf en tout cas maa ngi leen di gërëm di leen sant di wax mbokk yi yëpp kenn ku nekk. da nga jàpp ni ki war a jëkk aar mooy man. jërëjëf kenn ku nekk jàppee ni man maa war a jëkk aar. jërëjëf incha allah yëf dina dellu ginnaaw.
gërëm la sant yàlla dooli sutura. jërëjëf. maa ngi ziar Baye Omar. waaw El Hadj Baye Omar waaw. dëgg la. waaw di félicité suñu poète boobu ci livre bi mu. waaw Amadou Lamine Dieng waaw Moustapha Dieng. waaw moom ndeysaan xam nga. ne ko sa maga ngi ci yoon wi di ñëw incha allah bu ñëwee bëgg na fekk livre am nga dédicace. d'accord incha allah rabbi waaw dinañ ko organiser bu baax a baax waaw loolu moom. jërëjëf waaw Moustapha Dieng nag suñu ndaw la boo xam ne moo ngi fii nekk ci Sud FM waaw dinañ si gën a yaatoo ndaxte nag daa bind benn bataaxal yoo xam ne am solo la dinañ si ñëw nag nu mu gën a yaatu incha allah nag ci waxtaan wi ak nit ñi tamit war ko mën a jëfandikoo mën ngeen ko ñëw sax Moustapha Dieng la te yëngatu ci wàllu culture ngeen xam ko tamit ci wàllu desk politique beeg culture beeg yëpp kon nag fii ci lu am solo yu ma bind mën na jàppandi fii kon nag boo leen ko bëggee rek fii ci Sud FM asalaamaaleykum. Moussa maa ngi leen di nuyu. maa ngi lay man la Sène Ablaye Suède. waaw Sène Ablaye bisimilah. waaw bon man ci ndax mi rek laa bëgg a wax. allez-y ñu ngi lay déglu. bon c'est-à-dire man dama gis loo xam ne. li tax ma tiit. waaw boobu ba léegi tiitu ma mais. problème mu vaccin bi moo tax ma tiit. xam nga lan la. gis nga pays africain yi. waaw. ñu ngi ci problème boo xam ne xamuñu nu mu toll sax ñoom. parce que gis nga européens yi. 4 fois plus de leur population gis nga seen population yëpp nga multiplier ko par 4. waaw. boobu loolu la ñu jënd ci vaccin. est-ce que loolu jaadu na. ah. xam nga loolu pour lan la. pour xañ ko ñi nga xam ne ñoom ñoo néew doole. lii man maa la koy wax de man fii Suède laa nekk. waaw fii di ñu wax loo xamul. doo wax loo xam ne da nga ko fortaatu. waaw mais loolu est-ce que tamit suñu njiitu réew yi war a ñoo dem ci buuxante ga ca marché ga foofu ñu koy jaay ñoom tamit buuxante bu am ca pour askan wi fii. mënuñu ko. lu tax. Moussa. affaire bi xaalis bi muy jar. doo ne Sénégal am na ko Sénégal amu ko. waaw beneen réew amu ko. léegi soo ma ne lu tax ñoom ñu def loolu. moo wax la li tax. li tax ñu def loolu. bon loolu gis nga li tax ñu def loolu. encore pour ñootal ñu rek. ça veut dire que man maa la ëpp doole. li ñuy xëccoo man xaalis mooy tax nga am ko. te xaalis boobu. xaajuloo xaajam sax am ko yow donc li may def mooy dama koy jënd ba pare woon la ni mu ngi nii ci lii laa bëgg nga def sama société bi bëgg naa mu dugg sa réew wala sa nii ak nii bëgg naa nga def ko Moussa ci sa réew. soo ko defee man mun naa la sax may vaccin sa population yépp donc. état de amul xarit ay intérêt la am. exactement. voilà loolu moom. exactement géopolitique bi moo tuddee noonu waaw. mais ñun ci fànn bu ñu ko war a amee ñun est-ce que suñu njiitu réew ñoom tamit war ñoo taxaw pour que buuxante rek bokk tamit ci ñi nga xam ne noonu koy laajee mu jaral ndaxte nag ngir seen bakkan ñi nga xam ne ñoom lañ jiite. ndaxte bakkan moom amul njëg. waaw voilà léegi ku ci nekk. ak sa xarañte rek la léegi. waaw ku ci toog nag di xaar ne. par exemple ci organisation bi laa bokk. ñooñu mënuñ ci dara. gis nga société yi def vaccin bi. ñoom xaalis lañ soxlawuñu leneen. waaw. organisation italiwu leen. faalewuñu loolu. xaalis lañu soxla. te am na xaalis bi ñu leen jox dañ leen ko jox à l'avance. donc là quel que soit le problème de Moussa. balaa maa xool Moussa Ablaye mi ma jox ay milliards am à l'avance. waaw moom nga mënul fexe ba Moussa jot dërëm. te kooku jotul bosam. parce que c'est un contrat. te société bu ci deful contrat bi li la war li nga yellool ak européens yi wala réew yu am doole yi rek ñu daane la. premièrement mun nga xool ne. yow déjà kii boobu bi ñuy def ñu doon seetlu affaire vaccin bi ci côté français bi société boobu te mu nekk Sénégal ñi doon def recherche pour am vaccin. Pfizer wala.
voilà non bu France bi. te mu nekk il est même représenté au Sénégal. mu ngi doon lutter aussi pour am vaccin. waaw. mais amul moyen. dafa mujj bàyyi ay recherche am. waaw. donc là déjà da ngay xam ne affaire bi affaire xaalis la. waaw. ah mais donc là man loolu moo ma yéemel ba su may nelaw sax damay tiit parce que là bon. kon yow jàpp nga njiit yi daal nañ jóg. mais jàpp nga ni kon ñiy wax naan vaccin bi maanaam léeg-léeg di yàq xel nit ñi wala daal ñu jàpp ni daal ñoom vaccin yi daal ñoom bu ñëwee duñ ko laal. ma ne la ñooñu sax li gis nga ñi doon dama doon ree bi nit ñi di naan man du ma vacciné wu. gis nga soo vacciné wul. yow sa réew su yeboo nga tëj ko xam ne yow kenn du fa génn kenn du fa dugg. est-ce que ñu jeex takk. est-ce que. ñoo moom dëgg bi. parce que xaalis mooy wax dëgg actuellement dans le monde entier. ku ko xam ku ko xamul Moussa c'est ça qui existe. non ça c'est loolu moom lu wóor la moom. loolu moom lu wóor la donc là. yow balaa man daal li may ñaan sama njiit yi. ñoom ñu jógal seen bopp bu ñu wekku ci benn organisation. di xaar jërëjëf Cheikh Ablaye. jërëjëf. ñu ngi lay gërëm sant. kon nag ñu jël ñi ci ligne bi asalaamaaleykum. maaleykum salaam Moussa Diop la. waaw d'accord c'est bon jërëjëf am benn question bu bëggoon a laaj rek. waaw ca bisimilah. mais où sont nos scientifiques. waaw d'accord Diop. waaw Diop d'accord beneen noonu ñu may ñëwaat ci ligne bi jërëjëf Diop jërëjëf Diop voilà kon nag ci loolu waaw ku baax la kon nag jërëjëf ci compréhension bi ñu mën a may ñeneen ñi quoi bisimilah. salaamaaleykum. maaleykum salaam ku baax naka def. waaye Moussa de ñu may tuuti nag léeg-léeg. ah déet doo bàyyi noonu rek. ñu ngi lay nuyu di la ziyaare. lay fay taarikalla. di ñaan suñuy kàddu fekk la ci jàmm. di ñaan di nuyu sama soppe. Sénégal Alaaji Boy Diaw. dëgg la. sëñ Mamadou Dieng. dëgg la ak auditeurs ak auditrices yëpp. di nuyu Malick Sall. ne ko na ma yóbbaale géew. yoon wa ni diggante Ndindi ak Jurbel daal. ba nëgë ni ña ngi fay jooy lañ fa doon jooy. Moussa dimbali leen nu fay foofu waaye doy na waar de. waaw yéeme na de. yéeme de Moussa. doy na waar bay di te loolu waaye itam nañ ñu dimbali leen ba am gàtt na waaye ci jur gi la. loolu doy na waar loolu. waaw Moussa di ñëw nag ci waxtaan wi. xam naa li ñuy njëkk def rek mooy sukkaat di toroxlu di tàllal yàlla borom bi taw taala sunuy loxo. moom rek mi nga xamante ne moo am saafara te mën a saafara. te wane na ne kàttanam gi ak dooleem ji. wane na ko. ba ku ko xamutan su fekkee nit nga tuuti war nga cee am loo ñu xam. wallaahi wane naa tam ne àdduna bépp benn la. wan naa xam ne jaaxle moom rek moo ko mën a tege. mais nag Moussa loolu du ma fi joxe damay yóbbu bitim réew mu mel ni suñ dee xool loolu Moussa. dafay mel ni dafay am message yu ñu yàlla di wan Moussa ñu war ci am luñ ci jàng te jàngatuñ ci. parce que Moussa tey fii ñu toll. suñu demee ba bëgg a def ci sunu bopp yi. ne nu européen. wala anglais wala nangam. war na noo xoqatal ci feebar bi. waaw bañ am ci tiit ba ñu yaakaar ne ñun suñu dund ñoon ñoo ko yor. ñun dama yaakaar ne ba nëga ni li nu message bi ñu yàlla di jox. liiruñu ko. te mu wax ne feebar boo xamante ne njëkkewul ci ñi ñàkk. ci ñoom la njëkke ñu def ci seen kemt lay kàttan mënuñu ci dara ñu def seen communication nit ñëpp di ko dégg mu ne ñu ne feebar bi suñu eggee Afrique bi waaw mu ñëw Afrique ñu dem bay poser question africain yi lan moo leen dal ba tax feebar bi reyu leen ñun ñu di africain suñu demee ba loolu mënuñoo jël loolu jiima sant ci loolu yàlla téye ko xamal leen ne leen àdduna bi moomu leen ko léegi ñu wëlbatikuwaat préparé yoon ñee seeni vaccin la yoo xam ne xamuñu feek déwén wala feek 3 mois day primé parce que ñooñu ko wax nee na ñooñu ne feebar bi day wéree day mel ni tey su ëllëgee ñu ne dee. day muté waaw ñu daal di nuy bëgg gëmloowaat ne na ñoom am na lu ñu téye loo xam ne dañoo war a toppat seen ginnaaw. wala ñoo jàpp ne àdduna dafa tukki wala ñoom jekku nañ ko man Bawol bokkuma ci ñi gëm ñooñu. du fekkee ne dañoo yom àdduna bi nañ ko téye. c'est-à-dire dafa am yoo xam ne Moussa tawhid maanaam nit. waaw jullit ak gëm-gëm dafa am loo xam ne dañ ko man dama gëm ne. feebar bi su neexee yàlla feeg 3 mois yàlla wan naa man solution bi. waaw ñu ne tey kat fii ci Bawol. wala fii ci Saalum tey am na fa loo xamante ne moom rek moom na faj feebar bi bañ daw ñëw si. benn reer parce que foofu lañ toll. man foofu laa toll ci c'est-à-dire man. mais kon li ngay wax ci Diop li mu la wax loolu si scientifique yi Sénégal fii kon loolu mu ngi ci ñoom tamit seen taxawaay ci fànn woowu ci gëstu yi. xam nga gëstu yi. li tax neexul Moussa. avant max bi jëw dafa am communication boo xam ne moo am. mooy bu ci kenn wax.
waaw c'est-à-dire man am na ci émission yoo xam ne léeg-léeg nit dugg tey bu ma duggan bala ma ne ngeer nga ne ma foo ko jëlee waaw nangam bala ma ne bisaab nga ne ma foo ko jëlee nangam c'est-à-dire maanaam ñun ñoo organisé maanaam ñun ci suñu bopp moo xam mu di journaliste moo xam mu di docteur moo xam muy président rapide moo xam mu di conseil maanaam ñun ci suñu bopp ñoo defur ci suñu bopp ne feebar bi ñun war nañ ko mën a faj te man ma bokk ci ñi loolu xañ na sama kàddu moo ko jëttu aw ma kàddu googu mais Moussa man dama jàpp ne feebar la bu yàlla andi ci àdduna bi fi jaxasoo kenn ku ne di wuti pexe ma war a nekk ci wut pexe mais ñun may ñu fu ñu wuti pexe parce que kenn ba naga ni déggoo benn rajo bu jiima dem wàcc ci xool man yi démb ak démb dañ ko doon defee nan lañ ci organisé doy na waar doy na waar day war nga ma del si nag ci biir réew mi fi nga xam ne fi laay tënk rek ci wàllu communication parce que tam Moussa man dama jàpp ne doo ko defee jël ci luy tolloog ñaar fukki fan su ñaar fukki ma da ngaa war a del si waat ne mbir mii ma jëloon lii ak lii la lii ñu def Sénégal nga xam ne dañ leen di tëddiloo 20 heures war nañ suñ ko defee ñaar fukki fan ñu dikk di andi communication bu leer ñaar fukki fan yi kat biñ ko defee gis nañu lii am na résultat yi xam ngeen ne est-ce que du doonu tën li ñu leen tëddiloo ñaar fukki fan lii ñu doon am dina ëpp lii mais c'est-à-dire maanaam li ma gis ci Sénégal c'est-à-dire masque yi nga am beneen communication boo xam ne di nga ko ci wax waxoon naa tey dooy dugg ci marché bi war nga dégg koy lay communiquer gis ni waxante yow mu am tey ay volontaires yoo xam ne dañuy dugg ci gaara si toog di waxtaan ak ñoom di moral nit ñi mais man li ma gis mooy tëdd leen 8 heures suñ kii séeréer dinaa leen jox ñaata feebar communication même foofu rek laa ko gis ak dugg di xas Sénégal yi dañoo yare di ko dañoo def nangam foo xebar boo xam ne àdduna bépp ko bokk ñëpp am problème nga yor saw askan da ngeen a xamadi da ngeen a def te mënoo fexe ba ñëpp gëm ko mënoo fexe ba ñëpp weddi ko kon sama am moral ak critique bu ñu war a mën a joxanteeg nit ñi wax ak ñoom ci ñi dal feebar boo xamante ne mënoo huit heures nga ne nit ñi tëdd leen su bët setee bi ji moo xool diggante 6 heures ak 7 heures 8 heures boobu nga ne tëdd leen dajaloo bi nit ñi dajaloo foofu gisoo ci benn pexe 8 heures bi ñu xëyee heure bi tey nit ñi di ndékkee ko dugg ci oto yi wutoo ci benn pexe su demee ba nga xamante ne 7 heures jot na doo xoolee fast food bi wala nga xool ba ci tàngana yi wala nga xool da ngay gis nit ñi nañ fay raj-rajloo nañ fay toog loolu ji moo ci dara nga ne da ngaa tëj Dakar 20 heures te nit ñi su 20 heures du 5 heures jotee nit mën fee dugge dem Bawal wala mu dem Kajoor wala mu dem Fitaal c'est-à-dire communication boobu dafay mel ni nag doo mën a xam lan la donc man damaa bëgg communication Sénégal yi ñuy xas dañoo xama deeg dañoo def nii ñu gën a dalal seeni xel xamante ne yàlla ñun ay julit lañu ànd na noog yàlla subhaanahu wa taala nit ñi gën a xamante ne delluwaat ci yàlla kenn ku ne jël sa ay matukaay loolu ñu wax ci masque yeetam kenn ku yàlla may wërsëg nga xamante tey 50 000 francs ku ko jënd ci ay masque nga def loolu soo gisee tey benn village tey nga jëndoon fa tey 25 000 francs ay masque dem yóbbu leen ko mën na faa nekk illaa yow mi diini loo xamante nit ñi dañ koy jëfandikoo parce que nit ki 100 francs bari na mais am na ñu bariwut am na ñoo xamante néew na mais am na ñu bariwut ci ñoom donc man daal ci wàllu communication damaa bëgg ñu gën a maslaawaat ak nit ñi na dalal olof yi dañu wax ne koo reggalut mënoo koo réglé na nit ñi am ak dal gu toll ni waxu ñoo seen ay doom waxu mag fu kàllax mu yor ab sikkim di waaxuy dem ak ñëw soo ko bëggee jox message tem yor bakkan nga yor bakkan dafa am noo ko koy joxe nañ gën a dalal xelu nit ñi xamal nit ñi ne leen jàmbaar leen yéen a ngi góorgóorlu yéen a ngi def nii mais gën leen a góorgóorlu gën leen a def lii leen ay pexe lii day def nangam nañ ji ma imprégné mag ñi c'est-à-dire communication masla fi mais du loolu taxoon ñu soppi doxalin tuuti doguma la ci fan yi ndaxte gis nañ ni jox nañu sax takk dere ñuy dem di distribuer ji pour ni ñoom néew ñu rek pour cawee xii rek yooyu kilifa yi moom mel na ni fi nañu def leen mais doogee communication ñeneen ni ci rajo yi mooy nit ñi dañoo réew nit ñi waaw non yooyu moom yooyu ëpp na waaw kenn dañoo xamadi mag dañoo def nengam ñoo fi téye feebar nit ñi tamit ñu téye waaw kan moo fi téye feebar bi feebar bi nekk ci àdduna bi di mu lëmbaajoo ñëpp am ko États-Unis dañoo réew France dañoo réew Chine dañoo réew noonu feebar bi andiwuñ ko ci àdduna bi la jógee ñu importé ko andi na ko yàlla su moroom yàlla donc mën nañu ciy dimbale nit ñi nag dañ gën a dal xamante ne même tey man ci warma ak teggin même su ma ko gëmut Moussa mi yàlla dogal na gëm ko te moo koy moytu ma jox ko ab cër bu toll ci ne naa takk sa masque du may dem ci Moussa donc itam beneen bi nit war naa am loo xam ne dafa war a jomb te ba séenam alkaati di daw wala nga séenam alkaati door di làmb sa poste loolu gër mi du ko def gër mi lépp luñ koy aaye du ko def dëgg la même ba séenam alkaati wax na dëgg walaay gar mi daal du xaar ba ngay seen alkaat yi di làqatu ak yooyu waaw ndaxte daal loolee daal si daaneel boobu daal vraiment lu am solo la asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Alaaji Moussa. naam. waaw maa ngi lay nuyu di leen ñaanal jàmm yéen ñëpp. ak ñëpp ñuy déglu. kooku. waaw Moussa dama bëggoon wax Sénégalais yi ñu xam ni. waaw tur bi mën nañu ko xam. waaw man la El Hadj état bi waaw bisimilah sëñ Alaaji. waaw dama bëgg wax Sénégalais yi ñu xam ne mbas am na ñu ko gëmul.
war nañu gis ni vraiment am na nit ñuy faatu quoi. waaw léegi nit ñuy faatu lu ñu bëree kon war nañ xam ne am na lu xew. dëgg la. da nga ko gëmul loolu war nga gis que ni vraiment nit ñi vraiment ñu ngi faatu quoi. dëgg la dëgg la. léegi man suggestion bi may joxe léegi ñun Sénégal. dafa am professeur bu ñu fa am bu ñu naan professeur Seydi. waaw moom nee na chloroquine bi lay fajee ñu am Covid. de même que Raoul. waaw bu nekk fële France moom tamit nee na chloroquine bi lay fajee. ñu am feebar bi quoi. bon avant ñu nekk cas grave quoi. waaw te ñoom vraiment ñu ngi si gis résultat yu am solo. xam nga léegi te ñun chloroquine boobu ñun xam nañ ko Sénégal mooy Nivaquine boobu noonu. léegi lu tax ñun état Sénégal mënul jox ko kii Nivaquine bi. population Sénégal bi au lieu que muy aventurer si ay vaccin yoo xamante ne xamagul lan lay def si ñun quoi xam nga. waaw Sénégal am na ñoo xam ñu ngi wéyeeg kii bi ñu ngi wéyeeg ci maladie bi. te xamuñu ko léegi ñooñu soo leen joxee Nivaquine xëy na ñoom te dañu wër duñu wàll kenn wala ñoo xamante ne amaguñ ko ñoom te dañu protégé wu. mais est-ce que Nivaquine bi prévention la Nivaquine bi du prévention je pense. waaw mais am na ñoo xamante ne am nañ ko demuñu fenn xamuñu ko. waaw léegi ñooñu suñ ko naanee. waaw mun nañu wér xam nga. waaw mën nañu ko fajoo daal mais balaa ñoo xam ne nit ñi am nañ ko est-ce que tamit waru ñoo gën a yaatal test yi parce que tamit am na keroog ñi yor pharmacie ñoo gën a wax naan nañuy yaatal test yi ba nit sax war a mën a jënd dem test xool boppam pour mën a après yóbbu boppam xam ni daal wax dëgg yàlla ni am na ko mën a yóbbu boppam ci bërëb yi ñuy faj ak yooyu. waaw mais Sénégal xam nga yow même soo defee test tey nga gis yow da nga négatif. demee mun nga ko chopé mun nga attraper virus bi. dëgg la waaw comme munoo nekk foofu di def test tout le temps. léegi yow suñ la joxee Nivaquine mi nga xam ne yomb na xam nañ ko ñun suñu yaram xam nañ Nivaquine. soo ko naanee du la wàññi dara yow soo ko amee soo ko amul yëpp du la wàññi dara léegi soo ko amee sax au contraire soo ko amee yow da lay dimbali mu faj la. dëgg la avant ngay dem cas grave. mais docteur vraiment man daal sama. mais ne docteur yi dégg nga ñu ngi naan ay nañu bàyyi automédication bi dem di jéem a faj seen bopp ak yooyu wóorul de. waaw léegi ñoom nañ xool ko amagul feebar bi soo naanee Nivaquine lan la lay def. waaw Nivaquine ñoom nañ xool loo après ñu jox ko population ñu xam nañ loolu. mbaa du yokk noonu la. jërëjëf ma ne mbaa du yokk beneen jàngoro. waaw mais ñoom loolu ñun nañ ci déglu si côté boobu noonu ñu xool parce que ñun vaccin bi tam ñun xamaguñu ba xam dinañ jox ko beneen jàngoro wala non. parce que ñeneen tubaab yi ñoom affaire bi lu mu leen di def. feebar bi lu mu leen di def ñun vraiment Afrique defuñu ko. kon ñun am nañ beneen protection boo xamante ne am na si ñun. kon ñun dañ ñoo war a utal suñu vaccin boo xamante ni vraiment moom mooy répondre ñun ak suñu yaram. vraiment xam nga comme li ñu xam la vraiment ñoom war nañ xool côté boobu noonu. xam moo gën a yomb si ñu quoi loolu daal laa bëggoon. ci jàllale xool ba xam. jërëjëf ok jërëjëf Moussa. jërëjëf ñu jël ki ci ligne bi asalaamaaleykum. maaleykum salaam Moussa. waaw Ajaratu ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay nuyu man la madame Aminata Baro présidente association de consommateurs. waaw. waaw boo gisee may àddu. comme ñu ñooy consommateur te dañu fi nekk pour informer ak éduquer les populations. waaw. di suñu objectif yi njëkk. donc man dama doon indi tuuti rek sama contribution laa mën a wax. ayca bisimilah. parce que tamit d'accord masque yi ñu ngi koy sol. c'est bien ci mesure préventive yi la bokk mesure barrière. waaye nag nañu former ñii di jaay masque yi. parce que ku nekk rek bu jógee di jaay masque. waaw te balaa ngaa jaay masque da ngaa war a raxas sa loxo ba mu set. doog a jël masque yi def leen ci emballage. waaye da ngay gis sax kuy jaay masque yi ci tali bi en vrac. te benn pakk bu kenn amee contamination coronavirus bi dina contaminer 50 personnes. muy lu grave. donc ñooñu dañ leen war a former di leen seetlu. maanaam def comme ni service d'hygiène daan def. comme ñii di jaay ñam yi. maanaam ñi yor di dab nit ñi di leen jaay ci mbedd mi. waa non mën nañ leen jaay sax mais. tamit ñu encadré leen. encadré leen waaw wax leen balaa ñoo jaay ñoom daal nañu yor waaw. waaw. beneen bi tamit pour côté économie bi. waaw. ASN defaroon na fi ay masques. nga ñooy ASN. association sénégalaise de normalisation. waaw. ñu dem ba benn moment ñu tiit. après président ne na bàyyi masque nañu bàyyi masque yi dugg. waaw. mais ministre Moustapha Diop jàppoon na si. di def promotion masque yooyu. société yu bëri commencé nañu woon jënd ak direction yi di jox nit ñi.
te tey masque yi nga gis nii. waaw foo tourné di nga gis masque environnement baa ngi yàqu. foo tourné di nga 1 mètre bu ne di nga gis masque. bu ñu sànni te tamit loolu ministère yi mënoon nañ ci profito ministère du commerce ministère de l'artisanat ministère de l'industrie. ak ministère de la santé. ñu organiser nit ñi comme liggéey bëreetul léegi. waaw. couvre-feu lañ wax. bu ko defee nit ñi dañ ci mën a am xaalis bëri parce que li ñuy jaay Sénégal ci masque par semaine. ëpp na 2 milliards. te masque yi fi dugg amul takk. te bu ñu defee masque yi ASN def dinañ dooleel ASN. mi nga xam ne moom mooy certifié masque yi ba pare bu ñu paree nit ñi tamit dañ ci gis seen bopp ndax mercerie bi dina gis boppam. tailleur bi dina gis boppam. marchand ambulant bi dina gis boppam. mais masque yi ñuy defaree à l'extérieur. lépp foofu lañ koy def ñu dañuy ñëw rek tegal ñu. déjà emploi mi ngi noonu. problème environnement mi ngi noonu. problème artisanat mi ngi noonu. problème commerce mi ngi noonu. problème emploi mi ngi noonu. ñu ñëwaat ci codex alimentarius. man ni ci laa bokk. mooy toppatoo saytu affaire ñam. fii ci Sénégal sécurité sanitaire des aliments. Covid et aliments dañ ko war a wax parce que Mauritanie UNICEF def na ba génnee ay brochures. ñun ñu ngi toll foofu ci codex alimentaire Covid et aliments. ñu bëri ci alimentation yi lay jóge boo gisee ñuy tëj restaurant yi. waaw dibiteri yeeg yooyu. ak njaay mbedd bu gudd. dajaloo bi la. foofu la ñuy wàññee feebar bi. parce que tamit conservation des aliments wala achat aliment. dem marché dafa am solo ci Covid bi bu loo def protection te bàyyi woo foofu xel. wala nga jël benn bagage foofu wala benn fruit benn légume. wala benn pot ak loo mën a laal ñëw nga nekk ménagère wala jànk nga ñëw sa kër nga dugg ci waañ bi. mais boo laaloon dara contaminé nga bagage yi. d'accord mais loolu c'est maanaam du nekk ci aliment bi ki nga xam ne mooy togg moom mooy am. mooy ko am. non si parce que yow li ngay jaay étal yi ci marché bi. waaw bu ma ñëwee laal wëlbati keneen laal wëlbati. waaw te surtout fu. mais buñ ko toggee kay xanaa dana mën a développer. mais xanaa scientifiquement prouvé. mais buñ ko toggee loolu xanaa dina dee. ay études codex def na ci ay études. waaw fii nii même man sa bokk naa ci formation bi. waaw ñi ci bokkoon. donc li may wax donc il faut tamit ñu vulgariser surtout. jigéen ñi ñu bañ a yem si les 5 mesures am na yeneen tamit loo jël les 5 mesures barrières. am na yeneen mesures yoo xam ne boo ko ci boolewul doo dem te da lay jaaxal foo ko jëlee. maanaam manipulation lekk yi. ak ni nga koy jëndee marché ak ni nga koy dugalee sa kër. ndax benn aliment bu contaminé ci étal wala kenn ñëw laal wëlbatiwaat. bu keneen ñëwee dafay laal. moo tax ñuy naan ñam yi dañ ko togg bu baax. waaw nañ ko togg bu baax waaw c'est important ñu koy togg bu baax. avec bonne conservation. waaw c'est ça. ak booy dugg. ak bagage yi ak sa wàññi ak yëpp. absolument loolu moo tax OMS. ak UNICEF def ay études yoo xam ne dañoo dem ba génnee ni. loolu moo tax ñu gën a mën a tëj restaurant yi. tëjuñu ko pour kii rek de pour rassemblement de non. dañ ko tëj tamit ci anam boobu ci lekk bi. waaw li may wax li wër la professeur Amadou Diouf agrégé. nekk jiite suñu comité bi CNCA. waaw mooy comité national du codex alimentaire. mun na firndeel loolu. d'accord ak man jaare lay ndax ak waa service d'hygiène ndax def nañ ci ay formation yu bari. lekk gi ak cet gi tamit. nañ ci insister dans les marchés ak états yi. am na ci solo ci am solo te volet boobu dañ koy fàtte. d'accord waaw jërëjëf. waaw loolu laa amoon lu ma. waaw mais kontaan nañu soxna Aminata waaw looy baax askan wi ci ñu gën a taxaw surtout nag jigéen ñi wala consommateurs yi très rapidement ci wàllu mesures yi. bon consommateurs yi surtout. avec xale yi. waaw. il est préférable ñi jël masque yi nga xam ne ASN moo ko def. ñu directeurs yi les politiciens yi ñëpp jàpp si. tey nii élèves bu ñuy jàng tey pouvoir d'achat ñi chaque jour mënoo jënd 100 francs masque. mais mën nga sa doom mën na am 3 masques wala 4 masques yoo xam ne chaque jour guddi gi da koy fóot. wala bëccëg bi mu fóot ko chaque jour mu yóbbu ko école bu ko defee économie réew mi dina dem. te environnement bi du tilim. te liñ koy fóotee usines yooyu. saabu yeeg omo yeeg yooyu fii la nekk. emploi bi dina gën a dëgër. ñooñu duñu wàññi seen personnel. parce que ñu bëri nga wàññi seen personnel période de Covid. donc surtout jigéen ñi ma leen ne daal bu ñuy dem marché. ak bi ñu dugg yëpp. OMS dafa recommandé ñuy raxas ñu jël seen. dëgg la légumes yi di ko raxas baax kii virus bi ci biir kër yi. waaw loolu daal laa amoon. jërëjëf soxna Aminata Baro kon nag ci intervention bi li am na solo kon nag lu mu partagé ak askan wi ñu xaar keneen ci ligne bi ci 88 628
98 98 bu nekk am na keneen ku nekk si ligne bi ñu daal di koy dalal sur seen rajo yéen ak seen biir émission loo ci xam ñu ciy waxtaanee tey situation bas bi dégg ngeen ne nu muy génnee di jéggi dayoo rek saa su ne fu mu ne nii daanaka ñoo ngi egg sax li mu ñeenti téeméer te li fu mu ne nii daal ñu bëri am nañu tiitaangeeg njàqare ci fànn woowu kon nag ba tey ci nu ñu war a gën a mën a taxawoo askan wi ci daal ci lu jëm ci mesures yi naam ñoo ngi takk masque ñu ngi góorgóorlu sax léeg-léeg waaye tamit ñoo ngi góorgóorlu tamit ci yu bëri waaye teewut daal mbir mi gën di tar kon nag fan la mbir mi sooxee fan la ñu war a gën a mën a joyanti yooyu yëpp yoo xam ni moom la ñu bëggoon bokk ak gars yi ci waxtaan bi ci 88 628 98 98 bu nekk am na ku nekk si ligne bi ñu daal di koy dalal asalaamaaleykum. asalaamaaleykum Alaaji Moussa Thiam. naam. ñu ngi lay ziare. ñu ngi lay delloo ziar tabaarikalla. di la nuyu di nuyu waa rajo bi commencé ko ci Baye Omar. waaw ñu ngi lay fay. waaw di baaluwaat ñëpp ak te baal ñëpp ak. ñu ngi lay baal fay. di nuyu de passage honorable député Adjaratou Soda Dieng di yaayu dawul coow. waaw yow Moussa xam nga kan mooy dawul coow. est-ce que xam nga ko. déedéet kay. Xaas Mbay la. waaw Xaas Mbay waaw. est-ce que. Bawol moo ne mon frère. ak Alaaji Lamp Fall Babul Mouridina. rafetlu xalaat yi fi jaar. waaw Moussa di nuyu aussi nag le lieutenant Mbaye Sadi. waaw ndax moom intervention toujours compte ci réew mi. dëgg la fi taxawaay. waaw moo ngi Congo waaye xel bi chaque jour moo ngi Sénégal. chaque jour mu ngi fii te bien avant muy dem foofu aussi. taxawaay bi mu am moom la ma sa am ci. dëgg la waaw. te il a toujours pris ses responsabilités et en plus les assumer. moo taxoon mu tuddee woon ko la patriote xam nga bi dugg fii sa émission wala ci sa rajo bi. naan autorité war naan changer seen doxalin nan xool. xale yi nga xamante ni danoo bañ. lànk di défi autorité nan xool lan moo ko waral ki bañ lu tax mu bañ. ba dem di sànnante xeer ak ñoom ak di défi autorité yi. boobu am na ñoo xamante ni neexuleen woon trop. dëgg la waaw aujourd'hui il a eu raison c'est vrai. bi mu waxee loolu la gars yi changé stratégie. waaw oui borom xam-xam la police léegi génn di dem di sensibiliser di waxtaan ak xale yi. tey bay jël ay masque di leen ko jox police di ko def. kon loolu xam ne. loolu rek mooy biitu say sa émission bi heure boo fi tegee dara pour ñu koy waxtaanee rek. pour que dégg nga maam njëriñu réew mi lay doon. dëgg la dëgg la. kon moom it ñu ngi ko ciy jaajëfal. jërëjëf ñu continuer wax malgré que mi ngi kan sa bu muy xaar sax sa émission bi lépp loo xamante ni am bu amee yaakaar ne. bu ko waxee ci réew mi dana sotti rek mais dugg di wax. ndax tax waaye boobu la ma sa am. feebar bi nag dafa metti. dëgg la. li tax mu metti dafa yàgg ci adduna bi. waaw. nit ñi sonn noonu trop muy Sénégal ak bitim fu mu mënti doon waaye nag comme dañ ne mbas la. li mën a def mooy nañuy ñaan loo xamante ne suñu borom a ko téyel boppam nañuy torox tey en respectant aussi les gestes barrières buñ koy fàtte. am na ci solo parce que métti na ci économie bi. métti na ci ñëpp. wallaay fu waaye toll mi ngi laaj ndimbal fii ñu toll Moussa ñëpp a ko soxla. non dëgg la muy mën a ku mënti doon. ñëpp a soxla ndimbal te état malheureusement mënu dimbali ñëpp. ndax bu liggéey amul économie doxee fan la état di jëlee xaalis pour mën a dimbali doomu aadama yi yéeme na trop. du ko mën. parce que bu méttee ci yow métti ci man ñu waroon a contribuer ci fisc bi war a contribuer ci leneen defuñu ko ba am na société yoo xamante ni seen fisc bi yëpp dañ leen ko dindili. kon état du amul fenn fu ñu mën a jëlee alal pour mën a dimbali ñëpp. kon nan seet ñi nga xamante ne c'est des personnes vulnérables wala famille vulnérable bu ñu leen mënee taxaw ñu taxawu leen comme noonu ñu def loolu au moins xel mën naka nangu. waaw bu te gën a góorgóorluwaat. waaw. xam ne feebar bi bu fi yàggee ñun ñoo ko fi yàgg. waaw. na ni lépp loo xamante ni bu ko waay waxee dana wàññi dara ci feebar wala bu ko waay jëfee dana wàññi dara ci feebar nan ko jëfee te di ko waxee. des fois sax ñu attaqué naan couvre-feu bi jëriñu rek man mii bokk naa ci ñi ko doon wax parce que man personnellement dama naan wax naan couvre-feu bi amul njëriñ teewul ka lay topp waaye boo déggee professeur Seydi li mu wax. waaw ak autorité sanitaire yi nee nañ ñun ñoo xeeb couvre-feu yi mais ñoom nee nañ 1 heure de temps xeebuñu ko. liñ ciy liggéeyee ku si néew ak lim leen di wàññil ñoom ñoo ko xam ñun xamuñu ko comme seen liggéey la. te ba mu jaral leen ñoom ñuy wax tey gouvernement muy décréter couvre-feu bi nga xamante ne gouvernement moo koy décréter dañ koy décréter via les autorités sanitaires ñoom ñoo leen koy sant. absolument amaana gënalu gouvernement mais ils sont obligés de le faire. kon ñu ne buñ comme bëgguñu couvre-feu. bëgg nañ feebar bi jóge fii bëgg nañ mbas mi dégg nga maam jóge fii bëgg nañ contamination yi wàññeeku. ñu ne nañuy góorgóorlu. dégg nga maam di gën a respecté gestion loolu peut-être que loolu moo tax ñenn ñi naan bon am na indiscipline ak yooyu te c'est vrai xam nga kii sol masque takk ko ci boppam
wala wàcce ko ci suuf wala bu nee na ana sa masque làmb ko sa poche peut-être foofu la nit ñi di waxee. loolu nan ciy bàyyi xel Moussa Thiam. ñun nag Sénégalais yi ñu ci bëri ñu ngi leen di jaajëfal. waay Assane moom ñu ngi koy wax ak gars yu bëri parce que thème bi mbas mi amee ba léegi. chaque jour que Dieu fait. waaw thème bu ngeen indi rek da ngeen ko ci boole bu dul moom kese rek da ngeen ko ci boole. dëgg la. kon na askan wi xam ne feebar bu du feebar politique. dëgg la malgré que c'est une maladie démocrate. muy bitim réew muy fépp. ñëpp ci sonn. dëgg la de metti na trop. waaw bu économie bi wàcc na. man sonn naa Moussa Thiam sonn na Lamfal sonn na Bawol sonn na ñëpp sonn na. kon nag góorgóorlu rek. dëgg la tolluwaat ñaan yi tey tooxlu tey moytu tooñ. réew mi bakkaar yi bëri na tooñ yi bëri na. waaw. bëri na te yàlla moom. moo ne ina bat sa rabbika la sadidu nee na fayoom dafay metti. waaw fay bii nag moom bu fekkee yàlla day fay moom bii moom metti na. bii moom metti na. kon nag nañ toroxlu. waaw nañ toroxlu waaw ñu ko sëriñ si waxee moom mu wàññi tuuti. waaw xale fi wax nañ ko. waaw jërëjëf El Hadj Moussa. ñu ngi lay gërëm sant kon nag si intervention boobu ñu xaar benn ba ñaar ba ñett kon ñu ngi nuyu suñu xarit waaw Ndongo Fall mu ngeen ak ñun si émission bi ñu ngi koy gërëm di ko sant ci waaw moom tamit teewlu bi kon nag waaw nee na wuutewul waaye tamit wootewul waaye wuutewul tamit ñu ngi koy gërëm di ko sant si li nga xam ni mooy ànd ak ñun 88 628 98 98 boo amee benn ba ñaar ñu daal leen dalal daal di nag waxtaanee li nga xam ne mooy daal situation bi ñuy jàpp daal fu mu ne nii day gën di yëkk waaw nit ñi gënoon am jaaxaan daal yi ñu fi jëloon ci ay dogal yëpp ba tey jàppoon nañ ni peut-être dina am as lëf lu mu ci wàññi waaye nag mbir mi fan la soxee fan la ñu war a gën a mën a joyanti pour nag lii moom war fee wàññeeku bu baax naam bu fi jógewul sax mu wàññeeku bu baax a baax ndax di nag daanaka daal lim bi nu muy jógee daal daa jéggi day lool ba fu mu ne ni daal ñëpp jaaxle te mbir mi commencé na laal daal li nga xam ne moo di suñu économie beeg ak lépp loo xam ni ba ci bërëbu liggéeykaay yi léeg-léeg da ngay dégg ni sax wàcce nañu wala dàq nañu kon nag mu doon loo xam ni daanaka ñooñu sax lu indi yeneen tamit jafe-jafe la ci li nga xam ne moo jëm ci monde de l'emploi asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. allo salaamaaleykum. kooku na nga def. Moussa Thiam na ngeen def. sant yàlla alhamdulilah. jàmm baax. alhamdulilah. man de depuis yàgg na ma day déglu émission bi. ja tur bi ak fu ñu woowee. waaw maa ngi di wooyee diwaanu Cambérène. ayca. mais saa maa ngi région de Louga. ah bisimilah. waaye man de leen laa ci wax muy mbas mi. ba fi duggee ba léegi ñun artisan ñoo ci gën a dee ñun ñu ngi yëngu ci wàllu ñaw. ah artisan yi waaw. waaw suñu tey suñu gouvernement bi organisé woon jox ñu masque yi rek mën a jéggéen. ah waaw. xam nga saa yi dara amul feet amul. dara mais ndàmp bi nag jotu leen ci xanaa 5 milliards yi ñu dugalagum yi. ah gisaguñ dara de. gisaguñ dara. d'accord. saa yi daal bu ñu organisé woon jox ñu masque yi sax. waaw. ndax autant ñu daan na liggéey ak ministère de la santé. daan nga ñëwal ay masque mais boobu ba léegi nag ba masque yi commencé dugg ba léegi. amuñu dara. waaw. en tout cas kon nag marché bi daal lañ leen si war a xàppalaat ab as. waaw jox ñu ko ñun ñii suñ ñu ko joxoon ñun artisan yi ñun dañ di gis suñu bopp. waaw waaw dëgg la waaw tax na moom fi mu ne nii moom Sénégal moom. ñun ko lii rek war nañoo jàngal lu bëri feebar bi. dëgg la dëgg la. waroon nañoo jàngal lu bëree bëri ci lu bëri. dëgg la. ci économiquement ci tout. dëgg la dëgg la. te buñ jàngaloon lu bëree bëri waroon cee yow. dëgg la di ci doxal suñu bopp di ci mënal suñu bopp. dëgg la dëgg la. waaw. dëgg la. léegi nag moom dëgg saa nguur gi daal bu mënoon bàyyi xel gars yi moom bàyyi leen xel bu baax a baax ci secteur yëpp nag. dana ci am solo. ñu ngi rafetlu émission bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf sëñ bi ca Cambérène ca Louga waaw Lamine Gueye Saman ñu ngi lay nuyu 88 628 98 98 asalaamaaleykum. sëñ bi da fay rajo bi sawet moom day aw noonu bu baax. waaleykum salaam. waaw kooku. Modou Mboup Moussa dama doon déglu moo tax. waaw Modou sëñ bi rajo bi. na ngeen def. waaw sant yàlla bu baax. ñu ngi lay ziar taarikalla. gëj na maa woote da waaye gëju ma laa déglu moom. waa dëgg la kay dëgg la de. di jamono ba maa ngi lay déglu maa ngi lay jaajëfalati. jërëjëf jërëjëf. yaa ngi béyaat sa waar ci réew mi bu baax a baax a baax. waaw xam nga Moussa feebar bi moom dafa daal di ñëpp a war a ànd xeex ko. dëgg la de. léeg-léeg Moussa damay dégg ñuy wax seeni pertement ci seenu liggéey. waaw. man damay yéemu. daf may yéem. waaw parce que bu fekkee doomu aadama nga. feebar nekk ci àddina bi buy jël ay doomu aadama comme yow. dàqoon laa liggéey. ëppale la ëppalem xel. waaw. ngay dégg ni feebar nañ ci wala nga dégg ni faatu nañ ci. wallaay wallaay. yow ngay ne ci rajo yi di wax sa wàllu économie boo xam ni yaa nga day dellu gannaaw mel ni yow da yàlla dalaa génn ci loolu wala bokkuloo ci. wala dalaa jomb.
jógoo def benn matukaay pour xeex feebar bi mu jóge fi. boole ci ñaan yàlla mu jóge fi. ngay tal looy am ak looy ñàkk. man Moussa ay millions laa ciy perte. yéen chauffeur si. ñun transporteurs yi. transporteurs yi dama jum. te départ ba fi mu nekk nii. waaw. man mii wax yow am naa transport boo xam ne contrat bi guddi la. waaw saa yu couvre fa amee day arrêté. waaw. ca laa daan faj samay soxla. est-ce que. mais gisuma ko. waaw. la ma gis mooy feebar bi. dëgg la. damay jënd masque di dugal samay oto. parce que. di jënd alkosel. di jënd di may nit ñi. di jënd di yóbbu ci jàkka yi. mais parce que waru-garu doomu aadama bu nekk la. mais est-ce que yaa ngi waxtaan ak sa chauffeur yi comme ça ñoom tamit ñuy gën a taxaw ci maanaam. nombre macha allah defe naa ñoom a ci sax a gën a taxaw. si nombre yi. duñ ko sax café. duñ ko sax café. ku yorul masque daal du dugg ci oto ya. mukk ci àdduna doo dugg ci sama oto. kooku samay receveur réussir nañu côté boobu. te ñëpp afti ñëpp la. waaw même boo duggee tekki sa masque sax ñu ne la bu ma yegg ci alkaar bi di la ko wax. est-ce que waaw. ñu jàpp la. kon feebar wéradi bu ñëwee. sëñ Ablaye waxoon na ko bu yàgg. noonu na lu waay di tal jàmm am. waaye su jàmm amul da nga fa di tegg la nga taloon ba jàmm am ngay doog a tal leneen. dëgg la wallaay. feebar bi du jàmm. wallaay. feebar bi du jàmm dañ ñaan yàlla mu jóge fi. dëgg la de wallaay. amiin te man dama ñi nga xam ne ñoo gën a attaqué état Moussa. amaluñu état njëriñ. amaluñu réew mi njëriñ ña ngay liggéey ca la ñuy liggéey duñ ca jëlee dara loolu ci comme ni ko boo jaw waxee. seen dara du dugg ci dara. te boo waxee ñu ne dañuy daan doole nañu état dimbali waaw état lam lay dimbalee say morom ñoo liggéey di fay ay impôt ba mu nekk fa. yow nga ne nañ ma ko jox ma lekk ko te doo fa dugal dara. réew mi nañu xoolaat wax ji. nañu xoolaat wax ji état mooy nun. trésor la fa nekk ñun ñoo ko fay def. bu fekkee yow la ngay def defoo ca trésor dara. jéemoo ca dara. ba pare suñuy laaj yaay njëkk a laaj suñuy kaas yaay njëkk a kaas loolu la ñu war a xoolaat ci réew mi Moussa. dëgg la mais nag c'est des citoyens tamit. waaw mais si citoyen nga def rôle citoyen. da ngay def sa devoir ba pare laaj say droit. dëgg la. mais Sénégalais dañu nangul def seen devoir ba pare fu ñu toll seen i droit duñ ci pardonné dara. waaw loolu bëri am na ca. mais loolu non nañu waxante li fi am. nañu waxante li fi am. parce que état tamit nag mooy nun kon ñu nu jiite dañ leen di war di dimbali ci benn côté. dëgg la. xam nga man sànnikatu xeer laa. waaw autorité bu deful li mu war a def dinaa ko wax. waaye nag bu defee li mu war a def defal ma li ma war a defal naa def li ma war a def. dëgg la. naa ko soutenir jàppale ko ci li ma ko war a jàppalee loolu mooy réew. absolument parce que réew mi kenn ku ci nekk dañ ci am wàll. loo war a dox boo ko xamee. def nga ko boo ko defoo sa war a gor te defoo sa war a gor boobu mën nga ci am daani yàlla. dëgg la. ndax bi la fi yàlla indee. am na lu mu la fi indee. jox la cër jox la wàll jox la xam-xam jox la wér. kon am na loo amee sa réew. dëgg la. loolee nga amee sa réew nag da nga cee war di farlu. jërëjëf Modou. waaw loolu daal maa ngi la ci sant di la ci gërëm. ñu ngi lay gërëm sant yow tamit si intervention di balu Sénégal gépp ak di leen baal ak boy baal nañu baalante yal na feebar bi yal na ko fi yàlla jeexal takk. amiin nañu baalante ak mu jeex ak jàmm ba nu delluwaat suñuy activité ñëpp wér. amiin allahumma amiin waay jërëjëf Modou. yàlla yàggal fi kilifay diine yi. amiin. kilifay aada yi yàlla teg leen ca yoon wa gën a jub. amiin. ca jox leen xoole yërmande ak liggéeyal seen réew. jërëjëf amiin waay ci ñoom. asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf sëñ Modou Mboup kon ci intervention bu ñu xaar kenn peut-être benn ba ñaar daal leen dalal ci 88 628 98 98 bu nekkee am na ca ñu daal leen dalal si waxtaan wi sur seen rajo Sud FM yéen ngi si biir émission lu ji xam bisimilah. allo. waaw ku baax na nga def. waaw ñoo ngi jégal bu baax. am solo bisimilah jaajëf. li ñu doon wax mooy. comme waa ji ngeen léegi ni mu wax. waaw ñoom ñoo ñu laaj ndimbal. ñoom dañoo participer dara ci état bi. waay. sëñ bi ku jël oto dem xëy liggéey kooku rek participer da ci état bi. bien sûr. ah. bien sûr. waaw mais. ticket bi nga jënd loolu bu ñu jàpp ne affaire bi. waaw. ay affaire de ñu nga mën a waxee bi sax. mais allo waaw.
ci moom la dogee kon waaw kon nag ci moom la dogee peut-être ñu jël benn le dernier auditeur wala si 88 628 98 98 bu nekkee amul nag ñu daal di yëkkati jotaay bi ndax ci waxtu yi daanaka xool nañu kon di gërëm ñëpp waaw monsieur et madame Cissé ñu ngi ñu envoyé message bi waaw kon nag ñu ngi leen di nuyu ñoom tamit ñu ngi ànd ak émission bi waaw Cheikh Ibrahima Diop waaw ci Thiès ñoo ngi koy nuyu moom tamit waaw moom nag léeg-léeg tamit mu jox ñu xibaar yu baax tamit ci Mbour 4 ba foofu ci woote woowul pegg woowul la dëkkee ñoo ngi koy gërëm di ko sant kon nag moom tamit ci ànd ak bi mu ànd ak seen rajo si émission bi di gërëm ñëpp di leen dig daje incha allah samedi bi di ñëw ci beneen waxtaan di gërëm bu baax ñi nga xam ne ñoo leen baaxee émission bi di pharmacie nationale d'approvisionnement ak ñi nga xam ne nag ñoo di ONAS ñoom tamit ci jàppandal li nga xam ni moo di wàllaal yembal li nga xam moo di nu ñuy écouler ndox mu bon bi jëlee ko ci kër yi wala ci bërëb bi ñuy liggéey daal di koy sànni loolu nag ñuy ñaan rek nit ñi buñ ko dee sànniti yenn bagage yoo xam da cay indi mën na ci indi daal muy obstrué te loolee dina indi loraange ci askan bi boobu samedi bii di ñëw ci beneen waxtaan sur seen rajo Sud FM